Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi seetaan fii ci ITV. ITV la émission càmbar ci diine xewe ici et ailleurs ñu bëri di ñu seetaan di topp émission bi moo xam ci Sénégal réew mi nu bokk moo xam bitim réew ci àddina bi yëpp wërngal këpp képp ku ñuy seetaan ñu ngi lay jox sa cër sa wàccuwaay di la masawu coono di la baalu àq di la baal àq di ànd ak yow di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu fànqal ñu feebar bi nga xam ne mooy Covid 19 nga xam ne lëmbali na àddina bi indi ay jafe-jafe ñu war ko jàngat war ci fagaru bu ko defee nag ñaan borom bi subhanahu wa taala dimbali ñu ci yërmandeem ba feebar bi yem fii loolu xaj la ci yërmandeem moo xam ci Sénégal moo xam ci àddina bi yëpp. su ko defee ñu ngi nuyu tamit Massamba Mbuub nga xam ne mooy produire émission bi ak jeunes yi nekk fii nga xam ne techniciens yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci wàll boobu di leen encourager ci seen liggéey di leen ci sargal bu baax a baax. suñu temu càmbar ci diine tey ni ngeen ko gisee mu affiché wu ci écran bi mooy le discours islamique gis nga dama def entre guillemets islamique le discours islamique sur la Covid 19 mënoon nañ ci yokk au Sénégal mais danañ ko waxtaanee ci àddina bi yëpp mais en particulier Sénégal bi nga xam ni moo ñu gën a ñor te it mooy réew mi ñu nekk di dund gën a xam ay réalités waaye fu ñu mën a jëlee xibaar ak xam-xam ci jàngat thème bi rek danañ ko fa jëlee kon loolu mooy thème tey bi dama def entre guillemets parce que dana ci ñëw ak suñuy invité islamique est-ce que lu nit wax rek tuddee ko l'islam rek mën nañ ko askanal islam moo tax ma def discours islamique entre guillemets su ko defee ñi nga xam ni ñoom lay séqal waxtaan càmbar ci diine bu tey ki ci njëkk mooy oustaz Cheikh Tandian nekk nii à ma droite ma koy nuyu di ko sargal di ko sant di ko gërëm man ak moom yàgg nañu bokk ay plateau yàgg na di ma invité RDV wala ñu daje ci ay conférence ay séminaire lépp toujours ci cadre l'islam ak jàngale l'islam nit la koo xam ne naw naa ko lool maanaam ku dal la ku am xam-xam la rawatina ci matière science islamique de façon générale mais tamit surtout nag ci matière hadis nekk gëstukat nekk jàngalekat ñu bëri jàng nañ ci moom lu bare bari su ko defee mooy nekk sama invité du jour ma bàyyi ko mu nuyoo Oustaz Tandian bismillah. jërëjëf Imam Kanté asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum barakaatu. salaam wa barakaatu. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama co-débatteur Bour Sine. di la sargal bu baax ci invitation bi di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy seetaan ci waxtu bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ fi nar a wax rek la nekk njëriñ ñeel ñi ñuy seetaan ñëpp yàlla mun na ko yàlla ñu ko yàlla defal. amiin yaa rabbal tabarakallah kon Bour Sine mooy sa co-débatteur. Je préfère mooy chroniqueur ak analyste. ci kër gi la bokk. moom Bour Sine xale la mais jàmbaar la. ku sawar la ci gëstu. macha allah ma ne ko nag di nga ñëw tey participer ci sama émission. Ouais. nga def gëstu yu yaatu. nga indi ko ci waxtaan bi. alors Bour Sine ma jox la nga nuyu. waaw maaleykum salaam laa lay wax imam di la delloo nuyoo di la sargalit ci kóolute gi nga am ba wooñu ci émission bu mag bu am solo bi muy càmbar ci diine di nuyu bu baax tamit oustaz Tandian mi ndikit ku ma naw yàgg ko seetaan gis ni muy góorgóorloo ci diine ñu ngi sant bu baax di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan fépp ci àdduna di la wax ne ngërëm gi daal moom fu ñu ko takk weesu na ko ci kóolute gi imam jërëjëf. tabarakallah kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq ba ñu génne fi loo xam ni jàngat yu am solo lay doon su ko defee ñu dem régie dellu si wax dugg ci waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilah rabbil alamin oustaz Tandian Bour Sine tey ci suba def nañu bilan fi Covid 19 toll ci réew mi
bokk la communiqué yi nga xam ne dañ koy def tous les jours donc bii bilan bu yaatu la woon. amoon na sax li tubaab yi di wax innovation am na sax yuñ ci beesal. mooy woon nañ ci benn socio anthropologue Cheikh Ibrahima Niang jàngal na ma sax ba mu nekkee université. pour wane science sociale yi nu mu amee solo. waruñu bàyyee feebar bi médecin yi kese. war nañ tam benn communicateur traditionnel. Abdou Aziz Mbaye moom tam mu wax ci wolof joxe message. def nañ tamit bilan. fi feebar bi toll ak li ci xam-xam feeñal. depuis daanaka 4 mois yi. mu tàmbali Sénégal depuis mois de mars. liñ ci mën a retenir tënk ko parce que loolu du jubluwaay émission tey bi. liñ ci mën a tënk mooy ni feebar bi delluwul ginnaaw. loolu moom nañ ko tënk. feebar bi delluwul ginnaaw maanaam li ñuy wax indicateur lépp luy melal. feebar bi nga xam ne buñ ko nattee ci wàllu boobu xam nuñ tolluwaayam. dañu gis ne feebar bi delluwul ginnaaw. bakkan yi rot mi ngi yokk na muy lawee muy taux de positivité mi ngi yokk te kawe na dégg nga am na it ay lor yoo xam ne ni mi ngi bàyyeekoo ci li ñuy wax stigmatisation maanaam jàpp na feebar bi daal lu ñaaw la lu ruslu la loolu tam indi ay gàllankoor ba ñu bëri balaa ñuy dem hôpital day fekk ñu sonn lool ba bu ñu fay ñëw faj leen day jafe kon ci tënk daal bilan bi ñu def ci suba loolu la wane ma ne kon du léegi lañ war a relâcher léegi lañ war a gën a waxtaan ak nit ñi ci feebar bi kon su ko defee suñu émission bi incha allah dina nekk contribution ci wàll boobu Oustaz Cheikh Tandian fi may tàmbalee waxtaan bi introduire ko mooy balaa ñuy dugg rek ci jàngale l'islam ci wàllu paj ci wàllu feebar ak société Sénégal nu mu tëddee liñ fiy dégg ci ay discours ci ay wax dama bëggoon nga ñëwal ñu d'abord ci su ma la laajee tey lan mooy discours islamique xam nga discours moom nit dafa bindoo discours nit dafa bindoo di wax di def ay discours am mais léegi lan mooy discours bi nga xam ne tey mën nañ ko askanal l'islam wax ne bu amee melokaan yii mën nañ wax ne discours l'islam la ndax ñu mën a teqale discours l'islam ak discours leneen lan ngay ubbee waxtaan bi ci wàllu boobu Oustaz Cheikh Tandian alxitaabul islami alxitaabul islami jërëjëf Imam Kanté ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala pour ñëw ci sa laaj bi lan mooy discours islamique discours ci boppam boo koy analyser mooy koo xam ne kii am na xalaatam bëgg na ko jottali ñi mu jàkkaarloo am na xalaat bu mu porté waaye daf ko bëgg a jottali dégguloo ko ñi nga xamee ne moom ñoom la jàkkaarloo ses interlocuteurs bu fekkee ne dañ ñëw ci l'islam nag nga xam ne l'islam moom diine la dafa am mission bu ko tax a jóg bokkul ak yëfu nit Oustaz kon dafa mel ne déjà wax nga benn melokaan boo xam ne day teqale nit ak mala quelque part absolument parce que mala yi lañ soxla lañ xam di ko jëflanteeg noonu mais fii da nga ne koo xam ne da nga am benn message boo bëgg a transmettre kon déjà loolu melokaan la boo xam ne xëy na yàlla teral na fa doomu aadama absolument walis yeneen mbindeef yi absolument parce que doomu aadama la yàlla la yàlla jagle la ñuy wax al bayaan arrahman allama al quran allama xalaqa al insaan allamahu al bayaan c'est-à-dire leeral li nga war a leeral ci sa làmmiñ keneen dégg la loolu yàlla nit la ko jagleel tabarakallah yeneen yi dañuy wax mais ci ay signes la ñuy waxee rab yi mooy ndegment yi alors bu fekkee dañ ñëw ci diine bi spécifiquement lan mooy l'islam discours am discours l'islam mooy message bi nga xamee ne moom moo tax yàlla yonent yépp te message boobu dafa am yu ko tënk mooy loo xam ne li dafa aju ci pas-pasu nit mooy ci croyance am li muy fas ci xolam mais dafa aju ci ni muy jaamoo yàlla loolu mooy charia bi mooy législation yi waaye dafa aju tamit ci li nga xamee ne mooy jikko nit mooy ay axlaaqam mais dafa aju tamit ci ni muy jëflante rek ak keneen ki mooy muamalaat bi donc discours boobu nga xamee ne dafa aju ci pas-pasu nit ci xolam aju ci pas-pasu ci ni muy jaamoo yàlla aju ci ni muy jikkowoo moom ni muy mel mais aju tamit ni muy jëflanteeg société bi nga xamee ne ci la nekk nga jublu ci nag jëriñ ko fii ci àdduna ak alaaxira boo doon tënk ci benn baat discours islamique loolu mooy discours islamique donc discours la boo xam ne bi wax la boo xam ne bi dafa aju ci pas-pas xol aju ci ni ngay jaamoo yàlla muy sharia aju ci ni ngay mel sa jikko say habitude mais aju ci ni ngay jëflanteeg ñi nga xamee ne ñoom nga bokkal pénc mi ki koy wax nag jublu ci yow jëriñ la fii ak alaaxira
loolu mënuñ ko wax mooy discours islamique mais discours islamique boobu dafa am ay charte moom it yu ko tënk ki nga xamee ne moo porté discours bi tamit am ay charte yu ko tënk moom it xaw ma ndax mun naa ci dem léegi waaw kon li ma njëkk a jàng ci sa tontu mooy kon discours islamique dafa nekk kon benn discours boo xam ni ni ma la déggee dafa laal lépp loo xam ni dafa yitteel doomu aadama am na benn borom xam-xam bu ko wax ci benn téere jàppatuma ko dafa ne kon tout ce qui est humain n'est pas étranger à l'islam absolument kon lépp loo xam ni lu doomu aadama di yittewoo la kon discours islamique am na lu mu fa wax am na lu mu fa wax parce que dafa chamil aywa loolu sax danañ ci gën a ñëwaat ci biir waxtaan bi parce que am na ñoo xam ni ñoom dañu am la lu ñuy génnee ci l'islam jàpp ne discours l'islamique waru faa dugg ku ci wax ñu ne da ngaa waane wala da ngay coow et cetera da nga bëri wax xëy na loolu danañ ci ñëwaat parce que loolu déjà ci charte yi kon déjà loolu mais aussi li ma dégg ci sa wax Oustaz Tandian non seulement wane nga ni discours islamique bi ci lépp lu doomu aadama di yëngatu ci pas-pas ci jikko ci jëflante am na lu mu ko ciy wax mais da nga ni ci turu yàlla kon loolu tamit c'est important ci turu yàlla kon du bànneexu bakkan wala bëgg dara mais da nga koy wax te yàlla tax da ngay jottali li yàlla wax ci wàllu yooyu moo tax ñu tegal la charte yi d'accord beneen bi aussi wax nga ni discours islam yamul rek ci maanaam dund bu tey ci àddina day wax nit ki loo xam ne tam mën na koo may texe àllaaxira foog naa loolu tamit c'est important dimension boobu d'ailleurs dimension boobu sax moo koy wutal ak discours boo xam ne bi dafa jóge ci nit rek kese tabaaraka dimension boobu mooy dimension bi gën a mag bi teqale discours humain bi ak discours bi nga xam ne discours diine la d'accord discours religieux discours islamique discours yeneen borom xam-xam ak philosophie ci àddina la yem mais discours diine l'islam en particulier wala yonent yi daf lay waxal tamit àllaaxira loolu c'est important kon léegi ma may la tamit nga ñëwaat ci léegi charte yi nga wax sànq indil ñu tuuti ci wàllu charte yi léegi bu ñu xamee ne loolu mooy discours islamique discours islamique mooy discours boo xam ne bi dafa yittewoo pas-pas yittewoo jikko yittewoo li ngay jëflante ak doomu aadama yi léegi discours bi ci boppam nan la war a mel mooy charte bu njëkk mooy il faut que discours bi nekk discours boo xam ne bi fi mu jógee dafa nekk aji bind ci c'est-à-dire du yow yaa koy xalaat di ko wax du yow yaay xool ne lii baax na wala lii bon déedéet yow sa discours day nekk discours benn xitaaban rabbaniyan day nekk discours boo xam ne bi da nga ko puiser ci sources yi nga xamee ne mooy sources yi ñu xam ci diine soit mu nekk alquran soit mu nekk sunna soit mu nekk ijma mooy consensus soit mu nekk qiyaas nga xam ne mooy jugement par analogie c'est-à-dire dafa am sources yoo xam ne yi booy wax ci l'islam bu ko jottali ay nit sources yooyu ñooy nekk say socle nga xamee ne ci ngay dëgërloo pour mun a wax mu nekk discours yàlla discours diine discours islamique il faut que mu nekk xitaaban rabbaniyan du mën a nekk nag xitaab rabbani c'est-à-dire du mën a nekk discours boo xam ne bii islamique la tant que puiser woo ko ci ñeenti sources yi ma la wax li ngay wax il faut que mu jóge ci alquran ça c'est le premier il faut que ça soit coranique il faut que mu jóge ci sunna c'est-à-dire la tradition du prophète du yow yaa koy xalaat di ko wax alquran bi tamit dafa am ku la koy firil mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais il faut que nga puiser ko tamit ci li ñuy wax ijma c'est-à-dire boo amul beneen texte bu nekk ci alquran explicitement mais en puissance mi ngi ci ma yow xamoo ko amoo benn texte bu jóge ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nooy def da ngay xool borom xam-xam yi est-ce que amoon nañ ci benn consensus kooku tamit source de légifération la en islam booy wax da nga ciy sukkandiku d'accord alors bu fekkee ne boobu amoo nga dem nag ci léegi jugement par analogie c'est-à-dire da ngay xool loo xam ne lii ñëwul ci alquran ñëwul ci sunna gisoo consensus des ulémas sur cette question là léegi da ngay xool ndax am na lu mu mus a nuróol ñu mus ci àtte lu mel nii muy qiyaas soo gisee ma yem ci ñeent yi parce que ñeent yi ñooy ñeent sources yi nga xamee ne am na accord ci borom xam-xam bi ñu d'accord ci mais soo ko passé am na yeneen sources yooyu dañ caa wute amulu ahli madina saddu dharai qawlu sahabi yooyu c'est des sources yoo xam ne yi amul consensus dañ ci y a des divergences là-dessus mais yi nga xamee ne mooy ñeent yi ma la wax ñëpp d'accord nañ ci ne ku porter un discours di ko tuddee discours islamique il faut que sookalam nekk sources yi ma la wax donc loolu benn la d'accord kon daal ku bëgg a génnee jàngale l'islam ci benn sujet il faut nga dellu ci ñeenti sources yi pour ñu mën ko tuddee pour ñu mën la jël au sérieux que ni lii ngay wax discours islam la sinon borom xam-xam yi duñu la déglu parce que dañ naan noo kii li muy wax ñun ñeneen mën nañu la déglu peut-être waaw d'accord mais borom xam-xam duñu la déglu puisque yow li ngay wax da nga koy wax nii rek ci sa xalaatu bopp amoo foo ko teg foo xam ne cëslaay la bu ñu mën a wax ne lii dellu na ci diine loolu sa xalaati bopp la loolu mais il faut que mu nekk tamit discours boo xam ne bi dafay am chumuliya mooy comme li nga junjoon sànq c'est-à-dire discours islamique
mënuñu ko nangu mu nekk discours islamique bu fekkee dafa spécifier benn mbir. beneen bàyyi beneen mbir déedéet. dafa ñëw pour ñëpp dafa ñëw pour lépp dafa ñëw pour résoudre tous les problèmes du monde. kon il faut mu nekk discours boo xam ne dafa ëmb lépp dafay ëmb àdduna d'ailleurs loolu moo tax mu nekk lu divin moo tax mu nekk lu divin parce que loo xam ne li c'est humain. dafa am espace bu muy yem. am waxtu bu muy yem am lu mu mun a sóoraale ak lu muy fàtte mais bu fekkee ne loolu jógee ci yàlla la dafay indi démb indi tey mais indi lu ñëwagul puisque ki nga xamee ne moom moo joxe discours boobu pour nga koy jotalil mooy ki tim lépp donc moom dafa xam lépp donc il faut mu am lu ñuy wax chumuliya loolu bu ko amul mënul nekk discours islamique mais il faut mu nekk discours boo xam ne bi tamit mutajaddidan la mooy discours la boo xam ne dafa susceptible di beesal boppam c'est-à-dire ci biir discours islamique yàlla daf ci dëxëñ secret boo xam ne bi dafay beesal boppam ci chaque moment chaque temps chaque époque bu ñëw dina am ay réponses yoo xam ne yi dinañ ko fekk ci boobu discours dafay dellu ci chumuliya boobu mais bii tajaddud la mooy am na ay mbir yoo xam ne yi xew na te xewul woon boo xoolee ci alxuraan doo ko gis explicitement binduñu ko waaye boo xoolee texte yi alquran ak sunna ak yi ma la wax ni mën nga génn benn jugement boo xam ne du wóoroog ñoom mais nag tout en respectant les règles parce que dafa am ay règles yoo xam ne règles de enracinement scientifique yoo xam ne il faut nga respecter ko mooy usulu diin kon yooyu il faut nga respecter ko d'accord il faut mu nekk aman muy ëmb lépp il faut mu nekk chumuliyan il faut mu nekk rabbaniyan sinon mënuñu ko tuddee discours islamique sa wax ngay wax sa xalaati bopp ngay wax mënuñu ko mais discours bi tamit il faut que mu am ay spécificité ki koy wax du moins ki koy wax waaw le porteur du discours foog mu am nu mu mel il faut que mu am ni mu mel pour ñu mën a ko tuddee kii dafa porter un discours islamique bi ci jëkk mooy moom il faut que mu am xam-xam c'est-à-dire mënuñu bàyyi ku nekk rek ñëw ne dafay porter un discours islamique wala un discours non en islam laa la wax de waxuma ne ci fekkee dañuy def nekk ci anarchie te boo nee il faut que mu am xam-xam mooy il faut que mu am xam-xamam balee ci source yooyu nga wax sànq absolument loolu la ñuy wax il faut que mu nekk aaliman boo xam ne bi dafay xam furu ak usul yi c'est-à-dire il faut que mu xam l'islam yan source ñoo ko ŋànk d'accord xam nga yemul ci ñeent yi ma la wax ñeent yi ñoo yi nga xamee ne ñoo ci gën a néew waaye dëppoo daf ci am mais il faut que mu xam yeneen source yi nga xamee ne bokkul ak ñeent yi pour éventuellement bu amee benn mbir bu ko gaar mu mun a sukkandiku ci source yooyu génneel ko ay atte dinaa la ci jox exemple xam naa bu ñu àggee ci bi ñuy wax tëj jàkk yëg yu demee noonu voilà dinañ ci ñëw alors nu ma ballu loo mën a ay atte génne ko sukkandiku ci borom xam-xam yi li ñuy wax danañ ñëw alors il faut que mu nekk koo xam ne kii kon dafa am xam-xam kan mooy ki am xam-xam ci lislaam mooy koo xam ne ki dafa am xam usul yi xam furoo yi xam na cosaani xam-xamul islam yi xam na banqaas yi kon loolu c'est important kon islam du rek discours bu désordre boo xam ni ak tamit discours rek man maay diw mënul nekk mais day nekk koo xam ne dañ koo xam ci xam-xam mënul nekk ñu doog ko mën a déglu rafet njortu ne li muy wax discours islam lay doon parce que xam nañ déjà ne xam na source yi daal bien sûr d'accord xam na source d'ailleurs erreur bu bëri ñu ñuy def mooy loolu c'est-à-dire mën nga gis kuy wax ci l'islam ni ci turu l'islam dem sax bay joxe ay atte yoo joxe ay fatwa waaye moom ci boppam digganteem ak boromam xam na ne source yi ngay sukkandiku pour génne ay atte moom jàngu ci dara lu dul alquran rek alquran rek la jàng sunna sax peegu ci lu bëri te loolu mooy ñaaree source yi nga ñëw nag ci usulu diin nga xam ne loolu wala usulul fiq moo lay permettre ngay mën a atte parce que boo xamee fiq rek yem ci loolu du tax nga mën a atte parce que fiq dafa am mooy droit musulman mais droit boobu dafa am ci leneen lu mu sukkandiku muy usul mooy fondement du droit ay matière la yoo xam ne yi kenn mënul def atte bu jub te jàngu leen wala boo attee rek da ngay njuum ay njuum te ngay atte il faut nga xam fiq xam usulul fiq kon sénégalais ñoom boo làkkee tuuti arabe rek ñu ne boroom xam-xam nga te fekk ne am na matière yu bari yoo xam ni dafa war a daje pour nga mën a génne un discours islamique kon nit ñaa ngi commencé comprendre déjà lu tax discours yi jaxasoo nii bari nii parce que xëy na du ñëpp ñiy wax ñoo am matière yooyu ba mën ko togg ba mën ci wax discours l'islam kon ñëw nga ci tomb boobu wax nga ni kii wax profilam na am xam-xam mooy xam source yi ak règles yi ak nu ñuy génnee atte yi et cetera est-ce que da nga am beneen loolu moo ci njëkk waaw loolu c'est le minimum waaw il faut mu ne xam diine ci cosaan li ak ci bànqaas yi usulan wa furu'an mais il faut mu nekk nit koo xam ne ki tamit dafa xam jamonoom puisque mënoo indi atte yoo xam ne yi da nga ko basé ci sa bànneex rek wala say humeur non société bi la war il faut nga peeg ko peeg ay problème am
est-ce que xam nga atte mun na valable Arabie Saoudite te du valable Sénégal te ci l'islam la ci benn aaya la ak ci benn xadis puisque conditions yi ñoo dul benn social yi environnement yi du ñu benn mun nga ubbee benn masala Arabie Saoudite mu valable foofu te du valable Sénégal mais loolu pour nga xam ko il faut nga xam société bi ngay dundee. mais da ngay dégg ñu bëri naan l'islam la rek daal li xew Indonésie nangam. Arabie Saoudite Égypte. moo war a xew Sénégal ndekete yow yaa ngi wax ne déedéet dañ def attention ci loolu. bon pour mu gën a leer. xam nga dama la wax ñeenti source. am na benn source mi wax par exemple al urf. al urf. coutume. al urf dañuy wax l'islam daf ciy basé wu. par exemple ñu ne Sénégal bu ñuy takk ñoom dañuy indi gros. waaw. fu ñu ko basé jàkk yoo dem rek fu ñuy takk indi gros. parce que loolu urf la ca urf l'islam daf leen ciy fekk est-ce que guro dafa xaraam. guro day mandil. déedéet. alxuraan daf ko xaraamal. déedéet. sunna daf ko xaraamal. déedéet. teraanga la ñu indi ko suñu maam yi ba tey moom la ñu xam loolu urf la. kon doo ko tere parce que rek duñ ko def. Égypte wala Indonésie doo ko tere. au contraire da nga koy digle sax parce parce que dafay rafetal boo ko teree yaa ngi ko tere ki turu aada yeneen dëkk mais tere woo ko kon ci l'islam. l'islam ah d'accord. au contraire fii da nga ko war a digle parce que dafay rafetal. d'accord. dafay rafetal sax dafay rafetal jotaay bi. yooyu urf la boo demee ma ci imam Malik mathalan dafay attewoo source bu ñuy wax ma amalu ahlil madina consensus si waa Médine moom daf ciy basé wu pour légiférer loolu ñeneen ñi d'accord uñ ci mais moom d'accord na ci kon yooyu yëpp doo ko peegul munoo wax ne da ngay atte l'islam atte bu jub munoo tamit woote ne man damay porter un discours islamique déedéet mun nga porter nag sa discours bopp parce que yow say xaar nga wax ak say yëg-yëg ak li nga jàpp ne li moo gën a rafet te nag dafa am benn point bu am solo ci usul diin usul fiqh dañu lay wax rafetal ak taqbih ak ñaawal ak taxsin mooy rafetal ak taqbih ñaawal ñu ne kenn amul droit def ko lu dul yàlla puisque yow sa xel mun laa jox lu ñaaw ak lu rafet mu nekk lu ñaaw lu rafet lu universel partout est-ce que xam nga am na loo xam ne dafa ñaaw benn dëkk ñaawul Sénégal am lu ñaaw Sénégal ñaawul foofu léegi bu ñu bàyyi woon nit ñi ak loolu ku nekk xool li nga xamee ne moo ñaaw ci moom wala moo ñaaw ci société am mooy lii dafa ñaaw nañ ko aramal dina sotti moo tax ñu ne la at tahsin ak taqbih mooy rafetal dara ak ñaawal dara chariyaani charia moo koy définir d'accord bàyyiwuñ ko xelu nit ñi. non non doo ko bàyyi xel aada nit ñi anarchie mooy am waaye ñu ngi ko bàyyee charia. anarchie mooy am boo ko bàyyi xel nit ñi kenn mënu ko tënk anarchie parce que li ñaaw ci man mën na am sax man lu ma loo xam ne man dafa ñaaw ci man te ñaawul ci yow donc duñ ñu ko bàyyee kan lañ koy bàyyee ki nga xamee ne moom mu ñu tim ñoom ñëpp mooy wax lii baaxul nañ ko bàyyi lii rafetul nañ ko lii baax na ngeen ko def même boo nanguwul ci saa si boo demee ba ci biir say instinct mooy nangu ne lii lu baax la wala lii lu bon la puisque ki ko wax moom mooy ki nga xamee ne moo bind nit moo bind instinct nit donc dafay wax li méngoo ak nit moo tax mos naa wax ci benn émission ne notion du droit notion du délit c'est-à-dire wax ne lii délit la lii du délit waaw lii nit daf koy def lii njombe la mais amul droit bi il n'a pas le droit il n'a pas le droit moo tax nga gis yenn saa yi ñu wax dara délit la ba mu yàgg ñu dem moom yàgg ñu légaliser ko waaw pourquoi loolu waaw nga ne lii c'est un délit jëlal masalan sëy mariage depuis des siècles ba ci Occident li ñu waxoon mooy góor jigéen doom mooy famille mais léegi xoolal nee nañ loolu yëpp démb la woon rek parce que nit la daf doon tardé nit ñi sax puisque léegi nit la nag mariage mën na nekk diggante góor puisque ak nit la jigéen ak jigéen voilà il n'a pas ce droit là moom moo érigé boppam kuy joxe ay droit kuy joxe ay législation non yàlla moo ko war a joxe parce que yàlla moo xam nit moo tax notion du délit ci boppam nit war ko définiral kenn yàlla moo koy définir ne lii délit la lii du délit nit bu ko defee rek day nekk ci déngi tey mu bàyyi lii ñëwaat ci lii abrogé bi loi indi par beneen loi abrogé bi loi puisque œuvre humaine la te yàlla moom loolu dafa nekk benn maydaan discrétionnaire bu yàlla rek moo ko war a def. kon dafa jël sañ-sañu yàlla daal foofu. dafa jëm sañ-sañu yàlla doomu aadama. te waru ko woon jël donc il faut que discours bi pour ñu tuddee ko discours islamique. wala waa ji nekk kon wax nga na nekk borom xam-xam. wax nga waaye itam na xam jamonoom. nga xam jamonoom ak muy dund est-ce que da nga am leneen loo ci dolli. balaa ñuy jàll na nekk koo xam ne kii tamit dafa nekk muxlisan yàllaa tax muy def. deful sincérité. amul yeneen considération yi tax muy def yàlla rek moo tax muy def. ku ci yàlla moo tax muy yëkkati discours boobu muy yëkkati discours boobu. il faut mu am ixlaas boobu. dooguma la mais daf may fàttali léeg-léeg man doon naa ko waxtaan ak samay xarit ak yenn xale yi may waxtaanal léeg-léeg ñoo ne ma imaam dégg nga waa ji li mu wax. dëgg la de nee na diw nee na extra dama naan tekk ba mu yàgg rek ma ne leen na ngeen def ndànk rek ñu ne mais imaam li mu wax leer na ma ne def leen ndànk rek ñu ne ma lu tax ma ne parce que da nga war a xam kii lii mu wax lu tax mu wax ko tey. lu tax mu wax ko tey te lii nekkoon fi démb. waaw lu tax mu tudd ci diw.
te mu xamoon ne diw moo ko waxoon wala moo ko defoon kon da ngeen di comprendre enjeu yi mooy tax li nga wax kon loolu sincérité bi discours bi maanaam wax bi nga yëkkati lu tax nga yëkkati ko est-ce que defar moo tax wala daaneel nit moo tax wala waxte yàlla tax moo tax ndek itam loolu du woyof kon def discours islamique nekk woyoful yombul la foog mu nekk muxlisan kon su bëree ci dëkk bi nii rek c'est que dañoo xamul lu xew wala dañoo ñeme yàlla parce que charte yëpp nga wax nii te duñ ko jeexal sax ci émission bi buñ ci bëggee bàyyi xel kon warul nekk lu woyof noonu kon dañu ngi ci problème bu rëy il faut mu nekk muxlisan yàlla tax muy def xelu ci kanam mais il faut mu nekk wasatiyan nekk ku digg doomu c'est-à-dire xam nga dafa am ñaari extrémité juste milieu du nekk discours boo xam ne dafa gàttañlu mais du boo xam ne dafa xaabaabal de trop day nekk au juste milieu parce que l'islam religion juste milieu du soobantal du ëppal d'accord kii porte discours bi il faut mu nekk insanan wasatiyan puisque ñooñu ñoo ëpp ci nit ñi gàttan la wu ñu ëpp ci nit ñi xaabaabalu ñu ëpp ci nit ñi mooy ñu équilibré wu ñu nekk ci digg bi ñooy la majorité kon bu fekkee discours bi dafa xaabaabal day lëjal nit ñi lool parce que ñu ëpp ci nit ñi duñ ci mën a feeñ non kon da nga leen di dàq ci l'islam bu fekkee itam da ngaa soobantal trop nit ñu sëriñ yi te xam ne lii jaaduwul dañ naan lu woyof toll nii daal amul njëriñ quoi amul solo nekk ci digg bi wasatu yan loolu c'est très lu essentiel la ci ki nga xamee ne day nekk dafay porter un discours islamique fu mu nekk insaan wasatu yan du nekk nit ku xaabaabal de trop nit ñi daw ko mais du nekk gàttañu trop nit ñi ñàkkal ko fayda day nekk parce que yàlla moo ko wax ci lii daal mooy taaral discours l'islam lii mooy discours l'islam ki koy porté nii la war a mel xam-xam bii la war a am dafa war a tamit ku xam jamonoom ku diggu doomu koo xam ne kii ku dëggu la mooy ixlaas bi tabarakallah kon nag oustaz balaa ñuy jàll ci beneen wàll bi nga xam ni mooy commencé chara bi li may wax fii ci ñi ñuy seetaan mooy am na ñu bëri ñoo xam ni dañuy jokkoo ak man ci wàllu càmbar ci diine di wax ne yéen bokk na seen émission bi lu ma ci gën a neex mooy ne souvent sax day mel ne dañuy joxe wàlle benn cours magistral benn cours inaugural doog a dugg ci émission bi en tout cas li nga wax ni firndeel na ko déjà parce que fu mu nekk nii ku mel ne Boursine moom gis naa ni mu lay xoolee xam naa ni moom déjà am na cours bu mu jël ci déjà tey suñ ko joxoon léegi dissertation c'est quoi le discours islamique dina am lu am solo lu mu ci mën a bind je crois que loolu kon am na solo su ko defee lii mooy gaaral bi nga xam ne dañuy invité benn borom xam-xam may ko introduction bi mu joxe ko comme genre cours inaugural léegi nag ñu dem régie bu ko desee ñu ñëwaat nag léegi ci chara bi Sara alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi gërëm di sant oustaz Cheikh Tandian ci lim ñu indil ci lan mooy discours islamique source yi ni mu war a mel ki koy wax tamit nan la war a mel fan la war a tibbee ak tamit charte yi nga xam ni yëpp conditions yi nga xam ni yëpp dafa war a daje pour ñu mën a tuddee benn discours ne discours islamique la kon ndekee du discours bu ngeen dégg rek jàpp ne discours islamique la mais da ngeen war a xool ndax conditions yi daje na loolu foog naa déjà leçon bu am solo la ci émission càmbar ci diine bu tey su ko defee Boursine li nga jot a dégg ci oustaz Cheikh Tandian mu joxe ko ci ay melokaanu discours bu ñu mën a tuddee discours islamique te yow tam nga nekk chroniqueur nekk analyste maanaam yow façon discours bu nekk da nga koy dégg di ko jàng di ci def say analyse di ci def say chronique léegi li nga dégg nii mu wax ko ci melokaanu discours islamique yow ci lan la lay delloo est-ce que li ngay dégg ci àddina bi tey ak ci Sénégal ay nit di ko wax te di ko wax ci turu l'islam est-ce que conditions yi muy wax daje na ci wala pour yow des na waaw dañu koy sant bu baax wax ji leer na bu baax a baax fi ma ciy ñëw rek imam mooy lan mooy discours déjà parce que discours dañ naan discours du religieux bi mën na nekk le musulman comme mën na nekk le catholique wala mu nekk le ki gëm bouddhisme wala ki gëm leneen waaw mais lan mooy discours ak kan moo war a wala def ki gëm diine ni ñu koy waxee caada maam yi par exemple ñiy def kii par exemple saltige ak yooyu dañoo am discours waaw dañoo am discours mën nga ko bañ a gëm mais discours la absolument léegi nag ñi nga xamante ne dañu gëstu xam-xam maanaam li mu wax sànkal mooy la séparation entre l'homme et l'animal nga xam ne nit buy wax nit a koy déglu ñi càmbar ñëpp xel maanaam dégg ak déggin ci loolu la ñu am cëslaay pour ne nit nii la mën a waxee moromi doomi aadama mu dégg ko xam nga bokkut ak nga yor yat di dàq nag wala di dàq xar boobu ay murmure wala ay bruit ay geste rek geste day doy waaw waaye comme nit dafa am cerveau am évolution boo xamante ne boo koy wax dalay xool boo ko waxee mu analyser li nga ko wax
daal di toog nag cerveau am di liggéey. te borom xam-xam yëpp dañoo nangu ne cerveau xamul négation maanaam ni ma la ko mën a waxee ci misaal mooy boo gisee ci wolof boo ne yow de gaz bi mbaa du tàkk rek nga gis mu ne ay waay waxal jàmm. parce que automatiquement son cerveau dafa daal di imaginer gaz bu tàkk. donc moo tax ñuy jàngale en science comportementale ne cerveau xamul négation. léegi nag loolu booy def discours te xamoo ko ci nit. yow déjà nit nga koo xamante ni mënoo def discours. parce que discours juróomi yiñ ci gën a seetlu juróomi façon mooy faral di am te juróom yëpp dafay faral di feeñ ci discours religieux lay wax discours religieux. mooy aspect narratif mooy ki nga xamante ne day nettali. te booy nettali dafa am ay connecteurs dafa am ay caractéristiques yu mu laaj mooy il faut nga raconter ay histoire boo xamante ne da ngay jël ay nit il faut la présence de ci ay doomi aadama. maanaam tey booy nettali boo bëggee def discours par exemple ci diine bëgg a delloo nit ñi ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam faw nga dugg ci li ñuy wax un discours narratif. indi Xuwaysul Xarani indi Aliou indi Ousmane. boo ko deful rek aspect narratif boobu du ñëw. parce que démb amoon na lu xew rek yem fa du convaincre ki lay déglu mais de caractéristique bi mooy nga jël ay exemple ñoo xamante ne moom déjà xam na ko kooku day tax mu bàyyi xel li ngay wax ba mooy benn aspect bi. ba pare am ton boo koy waxee boo xam ni. waaw dina ñëw ci schéma nan la ñuy defee discours. boo jógee ci aspect narratif bi dafa am li ñuy wax aspect explicatif. aspect narratif mooy nettali bi. nettali bi waaw. aspect explicatif bi mooy li ngay nan ngay nettalee ban manière ngay nettalee li ngay wax loolu tam dafa am ay caractéristiques yu mu laaj. parce que ci biir nettali bi foo nga joxe ay thèses yu wóor maanaam doo ñëw rek wax nit ki ne kii waxi boppam lay wax. wala kii waxu communauté bi mu bokk wala waxi confrérie bi mu bokk lay waxee. mais da ngay indi cet aspect explicatif mooy yaa ngi ci discours mais il faut nga expliquer tamit nit ki. parce que au-delà d'écouter nit ki day bëgg a comprendre li nga koy expliquer. ci biir nag ci la aspect argumentatif bi di ñëw mooy léegi nag li ngay expliquer da nga koy ngay mën a am capacité di ko argumenter. su ma la déggee daal waaw maanaam war nga fexe ba ki ngay wax dégg li ngay wax. waaw da nga koy mën a. yaay seet nag nooy xereñee ba mën a dégg parce que wax bi rek warul nekk sa jubluwaay mais fexe ba ki ngay waxal dégg kon foofu la explication bi di ñëw. voilà kon sañoo rek sànni wax bu la neex. déedéet sañoo ko parce que soo sànnee sa wax dafa mel ne respecté woo ki ngay waxal. da nga war a wax pour mu comprendre. même bu d'accord yow mais nag comprendre. absolument voilà loolu dinañ ci ñëw. parce que loolu manqué na trop ci Sénégal. absolument parce que souvent fii da ngay wax ak nit sax muy xoloog yow te fekk xamagul sax li nga wax wala comprendreul sax li nga wax. absolument d'accord léegi nag ci biir schéma bi ngay expliquer il faut nga am vocabulaire bi tamit. ba pare am cette énonciation neutre ba mu xam ne yow xuppoo ko. vocabulaire c'est ay kaddu yi nga xam ni. waaw kaddu yi tamit daf ci yell na ci li ngay wax. parce que ak li nga bëgg a wax waaw parce que waxin wi dafa am solo. am na ñoo xamante ne booy wax muy xaw a saf xuloo dootuñ la déglu. te non seulement du discours bi ngay yàq mais image yu kiy def discours bi dafay jaarale yàqu. donc loolu tamit dafa bokk ci nan la ñuy xoolee discours. am na tamit aspect descriptif bi. am na tamit li ñuy wax injonctif mooy nag loolu moom boo fa àggee boo ñu koy wax ci discours religieux dootul doon yow dootul doon oustaz dootul doon man mais loolu téere bi lay doon parce que les injonctions viennent de Dieu mooy ordre yi waaye ci téere bi da ngay gis ne yàlla du yemee rek ci joxe ordre day joxe conseil maanaam fi ordre bi di génn pour discours bi am doole faw mu ànd ak ay conseil ba nit ki doo ko ragal loo maanaam santaane yi ak xupp yi fàttali ak yooyu yëpp. voilà léegi nag boo jëlee aspect discours yooyu yëpp bu fekkee mooy tax nit mën a dégg nit kiy def discours religieux su xamul nan lay amagasiner loolu ci xelam su xamul tey fil conducteur nan la ñuy waxee ak nit ki ni man bu deful le partage entre moom ses émotions sa façon de voir ses idéologies xam ne lii may wax du samay waxi bopp. waxi livre saint la révélation bu jóge ci yàlla la man ak société la kii wax émetteur la ñiy déglu ce sont les récepteurs kii déglu xamoo kum doon yow da ngay wax rek à la ramasse xëy na buur dina ko seetaan xëy na du ko seetaan xëy na imaam dina ko déglu xëy na du ko déglu léegi nag soo amul base boobu te base boobu moo lay may li ñuy wax tamit en science comportementale mooy la position basse maanaam yow miy wax foofu nga suufee da ngay wax waaye da ngay mel ni kuy laaj ci biir waxtaan wi loolu mooy solos discours boo gisee ñi dàq def discours ci àdduna bi bu ñu lay wax tey boo duggee dans le corpus des hadiths prophétiques ñu naan la lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax da ngay gis cette position basse bi muy jël ba nga xam ne nit ni yow jaam ni yow
kuy xëy lekk ni yow kuy nan ni yow kuy nelaw ni yow mooy wax ak yow ci li mu xam te xamuloo ko wala luñ ko yóbbante te newul ci yow mu di la ko jàllale. maintenant aspect yooyu boo ko maîtriser ci ngay mën a nag jàkkaarloog société bi ñu ne léegi discours bi fatwa la wala lii la wala lan moo ko waral xam nga nee nga par rapport ak Covid bi soo gisee discours yi am en Algérie yi am au Maroc discours religieux bi pandémie bi dafa mel ne dafa jël le religieux relégué ko au second plan li tax moo ko mooy discours bi religieux bi amoon avant Covid bi moo doon ku jaaxle daw sil ci jàkka muy faj aajo yi. Avant science di am avant chloroquine di am avant dara di am pour def face à une pandémie wala feebar bu métti. nit ñi jàkka lañ amoon. moo doon l'unique solution bu nga xamante ne moom ci bu jaaxle nit ñi dañuy waddaka dee di faatu waaye jàkka rek lañ am. tabax leen ay jàkk nañ ñëw ci jàkka yi nañ ñaan yàlla rek boobu loolu rek moo amoon bi nga xamee ne nag période boobu l'unique solution c'était la prière bu ñu demee nag ba am fitu tey tëj jàkka parce que am na feebar bu ñëw ñu jaakaar ne jaxasoo bi da koy yokk léegi discours bu njëkk ba le religieux doon def naan point de secours bi nga xamante ne mooy le point absolu ci jullit bi mooy bu jaaxlee mu daw si ci jàkka ji ak moroomi jullitam ñu ñaan yàlla mu teggi nattu ba interdire le rassemblement wala les prières rogatoires ci biir jumaa yi dafa jël le religieux relégué ko au second plan maanaam discours bu njëkk ba léegi beneen discours dafa taxaw. tabarkallah dinañ ñëwaat ci loolu. parce que bu ñu ñëwee pour appliquer discours islam analyser ko. ci Covid bi. ci àddina bi ak Sénégal. danañ ci ñëw mais dama bëggoon am sa xalaat déjà ci xam nga oustaz Tandian joxe na melokaanu lu mérité. lu yelloo ñu tuddee ko discours islamique. c'est pas du n'importe quoi la ñuy yëkkati. ñu war ko tuddee discours islam. tey ku ko mën a yëkkati tamit. waruñ la nangul ne discours islam la bu amul charte yooyu. absolument kon loolu c'est important léegi yow nag ma lay laaj ci oustaz définition yooyu mu joxe ci cours inaugural bi ni ma ko tuddee. ak yow jàngat bu yaatu bi nga ci indi. ci sur le plan mën nga wax scientifique. absolument ni ñuy étudier un discours. parce que science la. absolument ay sémiotique am na. ak yeneen ak yeneen. léegi yow. tey jii discours islamique de façon générale. xam nga foofu laay jógee di ñëw ba ci Covid bi ak li ci topp. absolument de façon générale d'après oustaz Cheikh Tandian li mu wax ak yow ni nga xamee réew mi di ko suivre. ñu bëri di yëkkati discours ne discours l'islam la. du ñàkk am na ci ay points forts. ak ay points faibles. absolument pour yow ci discours yi gën a not ci réew mi nga gën leen a miin. lan nga gis ne rafetlu nga ne loolu moom dëppoo na. ak lu ñu mën a tuddee discours islam. ci côté scientifique bi déjà discours ci boppam ni mu war a jaaree ak. li nga ci indi. ak oustaz Tandian li mu ci indi. lan nga ci rafetlu ak tam lan nga gis ne dajewul des na. ci discours Sénégal te ñu tuddee ko discours l'islam. waaw mooy la manière dispersée bi muy amee. maanaam cette manière nañ ma jéggal ci ni ma ko mën a waxee. mais ni muy juddoo moom souvent mooy poser problème ci par exemple ku mel ne man. boo taxawee soxla discours islamique. nga yeewu am benn phénomène bu am nga dégg 180 discours. nga am problème d'orientation déjà. ci ban mooy discours bi ma war a bàyyi xel ban la. bii dafa jóge penku bii jóge sow bii jóge bët Saalum bii jóge bët gànnaar. dafay ñëw en avalanche. maintenant ndax dafa am yaa ngi poser problème mu légitimité. waaw déjà parce que dafa am. kan mooy ki nga xam ne moom la moo ko war a parce que tey boo demee ci taarix ñun. tubaab bi dañ doon wax ne on a cette imperméabilité raciale maanaam ñoom dañoo gëmoon ne ni ñu étudier ak ni nit ku ñuul di dundee warul mën a gëm l'islam daal c'est pour une communauté mooy la communauté arabe. boo gisee ay Paul Marty Marcel Carder les thèses qu'ils ont fait sur Serigne Touba ak ñeneen loolu yëpp dañuy gis ne dañ naan c'est par coercition lañ nangoo l'islam maanaam parce que dañoo noot wala dañoo ragal moo tax ñuy nangu diine. est-ce que booñ koy wax booba 100 ans ci ginnaaw 150 ans ci ginnaaw ak tey est-ce que y a eu rupture da ngay gis ne ñoom la ñu foogoon mag ñi wan nañ leen ne loolu en réalité du woon lu am c'était pas par coercition mais c'était la technique islamique mooy fexe ba sàmm njaboot gi nga xamante ne doo leen xeexloo doo leen xareloo da ngay mel ne kuy nangulu dara fekk ne yaa ngi tabax la nga gën a bëgg te mu am solo mooy cëslaayu diine ci biir xol yi ba noppi d'accord xam nga kon wax nga que déjà discours bi ni mu dispersé. fu nekk mu fay jóge. absolument yow da ngay mujj jaaxle. c'est normal. bon ñii ñëpp di wax. surtout que bu fekkoon ñooñu ñëpp rek. di wax. dañoo wax la même chose sax mën nga wax ni kon lii la. absolument mais bu fekkee ni seen wax wuute na rek di nga jaaxle parce que da nga ni nag kan laa ci war a jël au sérieux waxam. léegi est-ce que am na beneen tomb boo gis ci
loo gis ne faiblesse la ci discours islam au Sénégal. waaw faiblesse bi njëkk a am mooy li tax ba tey ci suñu constitution mandargaaluñ fa ki nga xamante ne parce que kii def discours ci l'islam cim réew surtout réew mu mel ne Sénégal nga xam ne l'islam bi c'est à 95%. war na mën a am charte réew bu am doole bu jëmmal déjà maanaam bu waajal ki war a def discours islamique bi. xam nga bu nekkee une personne simple boo xamante ne day jàng daara ñëw déjà nit ñi reconnaître uñ ci moom benn légitimité nationale déjà dañ naan rek dafa am xam-xamu diine di ko wax kooku déjà da ngay gis bu ñee dara rek song ko day yomb boo gisee médias yi léeg-léeg un religieux day am problème attaqué ko day yomb maanaam respect déjà kii wax su amul vis-à-vis de la société day poser problème mu tey discours bi imam Tagnan di wax. kon yow da nga bëgg ñiy tenir discours islamique ñu nekk institution. waaw dama mën naa ci joxe exemple boo jëlee par exemple charte Kurunkan Fuga bi nga xamante ne moom lañ defoon ca ak. waaw jamono Soundiata Keita 1236. bi ñuy taxawal société bi dañ cee boole juróomi Mori Kanda mooy ñi nga xamante ne ay sëriñ lañu ci ay sëriñ la ñuy jóge ñooñu ñoo tënkoon ñeent fukki article ak ñeent yi nga xamante ne royaume di Dahomey nga xamante ne mooy royaume bi njëkk a constitué wu di doxal juróom dañ cee bokkoon jëloon nañ ci ay nitu aada ndax ay ñamankalang ci woon ay tonta jon mooy li ñuy wax porteur de carquois mooy li ngay dugal xeej pour jam ay chasseur parce que dañuy xam àddina dañoo dajale woon ñi nga xamante ne ñoo xam àddina ñu waxtaan ak ñoom ci fukki fan ak ñaar ñooñu génne ay àtte te ci biir charte boobu boo ko xoolee da nga ciy gis ay charte islamique nga xam ne Mori Kanda yooyu ñoo ko ci dugal bu ñu defee article bi non seulement dañ leen cee boole waaye boo jëlee charte boobu ñetteelu article bi dañuy wax ne ñi ngi seedeel képp koo xamante ne bokk nga ci royaume di Dahomey Mori Kanda yi nañ leen jox cër te di leen déglu ndax ñoom ñooy suñuy sëriñ ci diine kon am nañ kaaraange léegi nag Sénégal bu fekkoon ne tey dans nos institutions tey quand l'imam parle dañ naan immunité bi député bi am immunité bi ministre bi am imam bi via une hiérarchisation comme ni mu amee en Égypte nga xamante ne am nañ haut conseil religieuse bu fekkoon am na fii tey imam Kanté buy waxati nit ñi dinañ am beneen perception ci moom bu dul rek c'est un simple imam bu yor jàkkaam di nangam nga xamante ne n'importe qui day am sañ-sañ taxaw fee saaga ko wala waxul dëgg wala diine bi mu yor neexunu wala salafiste la wala wahhabite la yooyu du am déjà nag la place du religieux déjà ça cause problème dans une société laïque comme le Sénégal tey nga xamante ne booy jël sa discours déjà y a un problème mooy yow déjà sa légitimité à part même les musulmans yi bokk ak yow diine sax dañuy remettre en cause yow sa légitimité te tey pour preuve boo demee ci plateforme réseaux sociaux yi discours kilifa diine boo jël mosoo cee gis 1 million de vues te pourtant nee nañ on est 95% musulmans dans ce pays discours bi gën a am solo nga def ko imam Tagnan def ko wala tey ñu ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér nga xam ne muy Sëñ Tuubaa ci jamono ji booy xool discours am YouTube wala plateforme boo mën a dem du dépasser par exemple doo gis 1 million de vues doo gis 5 millions de vues lan lay signifier ça lay signifier que mooy nit ñi ils ne vont pas à l'encontre du discours te problème bi mooy itam nit ñi du ñu nangu discours yi nga bëgg a wax. non dañ ko dul wëri xam nga discours du ki koy wax rek discours dafay dem dans le temps dafa war a am durée mooy indi li tax l'islam am benn spécificité bu beneen religion amul mooy l'islam du wax lundi wax mardi wax mercredi wax jeudi wax vendredi déedéet da ngay gis ajjuma ba ajjuma sax lañ naan imam bi tënkal mu tënk loo xamante ne balaa waxaat ajjuma ñëwaat loolu day wane ne discours bi dafa war a mën a am durée dans le temps nit ñi di ci exercer wu mais société bii ñu yor tey boo defee benn discours fi nga koy defee fa lay yem parce que kii def déjà dafa am nu ñu koy xoolee. Maintenant pour dindi loolu mooy il faut que ñu revenir à la base indi cette restauration imam bi wala nit wala religieux bi déjà ñu jox ko une place boo xamante ne déjà nit ñi dañ koy respecter au niveau institutionnel. loolu ça n'a rien à voir avec la laïcité ou pas parce que combinaison la. léegi nag loolu su amoon nag tey bu imam bi nga xamante ne jaar na yoon parce que fii ku jóg ñu wooyee la imam. ñun dañuy dégg imam. léeg-léeg boo ko lambee ba ci biir dalay wax waaw bi ma jàngee ñëw ci ko koñ bi lañ dajaloo conseil de quartier jiital ma. mais est-ce que charte l'islam yi ñuy falee imam ni ñu ko waxee texte yi ak li mu war a xam ci jurisprudence ak science islamique ni mu bare est-ce que matale na lépp moom ba war a mën a doon koo xamante ne tey su waxee ñu ne amul lu ñu ci teggi parce que sangam bi ak sangam bi ak sangam bi ak sangam bi mi ngi ci moom
léegi nag cof-cof yi nag moo indi comme ni ko imaam waxee léegi li mu wax lépp ne tey kii def discours islamique lii dafa war a ne ci moom mais tey bu fekkee loolu rek soo àttee discours islamique yi ngay dégg ci télé ak réseaux sociaux yi jàppal ne yaa 40% ñoo xamante ne bis ni ki tey dañ leen a war a wax noppi leen ngir yàlla ak yonent bi bu leen waxati. tabaarakallah kon danañ ci gën a ñëwaat parce que soulevé nga ay problèmes yu bari ci wàllu discours islamique au Sénégal en particulier yoo xam ni laaj na yeneen émission parce que yeneen pays musulmans yi demeewul noonu foofu am na fa ñoo xam ni suñuy wax génne fatwa wala wax dara day am benn doole bu muy am ndax comme ni nga ko waxee institution lañ doon foofu mais Sénégal dafa am taarixu boppam am lu fi France liggéey am nu ñu gisee mbiru liberté ba loolu tey ji day dab ñi nga xam ni ñoo yore discours l'islam même ki yore discours l'islam bu set wecc sax da ngay pare rek am ku la weddi wala am fu mu la dugal parce que liberté boobu nga xam ne tamit mi ngi suñu constitution te xëy na tamit yeneen constitution ci yeneen pays musulmans yi xëy na mayewuñu liberté bu toll noonu est-ce que loolu tamit avantage la est-ce que du avantage loolu tam xam naa dina ñëw ci yeneen émission pour gën ko waxtaane mais trouver tamit équilibre ci may citoyen bi mu mën a déglu benn discours joxe ci xalaatam te xëy na buy joxe xalaatam loolu firiwul muy wax lu ñaaw wala wax lu yenn wul maanaam kon loolu tamit danañ ci ñëwaat mais su ko defee ñu ñëwaat nag léegi ci Oustaz Cheikh Tandian gis nga suñu thème bi c'est le discours islamique sur la Covid-19 de façon générale mais au Sénégal en particulier gis nga bi Covid bi commencé Chine la commencé alors loolu ñëpp juboo nañ ci après am na ay discours islamique entre guillemets yu ñu dégg ci réew mi fii am na yu ma ci jot a suivre am na yu ma rëcc comme ñëpp léeg-léeg ma gis benn audio wala ñu ne ma benn vidéo ci tàmbali bi dégg naa lu mel ni lii mbugal la bu yàlla wàccee contre chinois yi parce que dañuy toroxal les Ouïghours muy benn minorité musulmane bu fa nekk absolument bi ma ko déggee man am na ñu ma ci jotoon waxtaanal sax seen yaram commencé tàng ma ne leen man ci tubaab li ñuy wax am naa réserve ci façon wax bi parce que wax ne lii yàlla moo ko def pour mbugal nangam dafa laaj ay tegtal yoo xam ni yaakaaruma ne ki ko wax am na ko daf ko wax nii rek mais comme kooku tam ku ñu miin la rek ñu jàpp ne kon bu ko waxee kon discours islamique la loolu benn misaal la pour ngeen xam fi ma jëm mais mu am après tamit yeneen discours kon ñii naan waaw mbugal la ñii naan nattu la dégg nga ñii sax naan du feebar lu ne dégg nañ ko ci léegi nag Oustaz Tandian ma lay laaj léegi déjà Covid-19 bi nga xam ni épidémie la léegi sax nekk na pandémie léegi lan mooy discours l'islam en général déjà ci mbiru épidémie est-ce que guléet épidémie am ci àddina bi ba boroom xam-xam l'islam yi gëlëm xamuñu fu ñuy seet ci alquran wala ci hadis wala am na lu islam jàngale ci wàllu pandémie daal ne fu ngeen gisee pandémie na ngeen xam ne mbugal la wala nattu la lan ngeen ci mën a andil. ala kulli xaal moom mën nga ko tënk ci rek yàlla moom moo ko dogal c'est sûr ça. yàlla moo ko dogal. mais yàlla tamit ay dogal lu fi xew ndogul yàlla lu xew ci àdduna bi ndogul yàlla mais yàlla ay dogalam tamit dafa am ay asbaab. yàlla dafa bind àdduna bi daf ko wutal ay règles. règles yoo xam ne moo ko tëral bëggul ñu transgresser ko. dafa ne lii laa bëgg àdduna bi doxe bëggee ma mu doxee nii. puisque li ma tere ne àdduna bu mu doxee noonu bu ngeen ko doxalee noonu liy tooy ci yéen lay jóge te bëgguma liy tooy jóge ci yéen. c'est-à-dire loolu moo tax religion ñëw donc yàlla dafa am nu mu tëralee d'ailleurs lii dafa may fàttali benn. mais dogguma la kon yàlla dafa am nu mu tëralee. sant ñu ay santaane ngeen def lii. ngeen bañ a def lii. mais nag may ñu liberté ñu jalgati. waaw ñu transgressé. waaw mais nee na su ngeen transgressé. waaw ci seen kaw lay këpp. loolu la xam nga daf la jox xel. yàlla obligé wu la ci dara daf la jox xel. puisque ndogal tamit dafa am nu ñu koy firé boo nee ndogal rek mën bëri mën nañu ci réer. ndogal dafa am ñetti façon ndogal. loolu la ñuy firé ndogal. mooy prédestination. dafa am ndogal loo xam ne day xew ci sa biir yow nit ki mënoo ci dara. am ndogal buy xew ci sa biti mënoo ci dara. ab ndogal boo xam ne bi yow yaa ko mën a xewal boobu nga mun dara moo tax boobu lañ la digal l'islam boobu lañ la digal religion. c'est-à-dire ndogal bi xew ci sa biir mooy lan.
jox ñu ci misaal am na ndogal bi xew ci sa biir. yàlla dafa bind doomu aadama. doomu aadama yenn saa yi mu feebar. d'accord lu mu ci mën. yenn saa yi mu fàtte. soo lekkee. lekk bi fu muy jaar ba génn loo ci mën. yooyu di xew ci sa biir. bu jaarul foofu sax nga sonn. ñi nga sonn boo constipé ñaari fan rek boo dawul dem hôpital. ngoog moom la borom xam-xam mi di wax ne. wala nga toog ñaari fan tuuroo ndox. mu ngoog wala sax ay heure rek nga am problème. yooyu ndogali amoo ci pexe yàlla moo koy doxal ci sa biir. ah d'accord kon moo tax waxu la soo lekkee dem génne ko dinaa la yóbbu safara parce que loolu mënoo ci dara moo tax taklif ñëwul foofu. d'accord am na biy xew ci sa biti en dehors de toi. kooku c'est les lois naturelles c'est les lois de la c'est biologie. des lois naturelles biologiques mënoo ci dara. ñu ngi toog fii mi ngi boo ko jéemee contrecarrer sax am problème. da ngay am problème da ngay am problème parce que da ngay nekk en porte-à-faux ak yi nga xamee ne moom la nature bi laaj. léegi ñu ngi toog fii mi ngi sedd fii sedd na. waaw mais bu ñu fayoon climatiseur bi day tàng. tàngaay. bi am ci nature bi. ak ci atmosphère bi. loo ci mën. seddaay bi loo ci mën. inondation yi am loo ci mën. yooyu ci biti lay xewee. am yoo xam ne yi yow yaa koy xewal. mun nga julli mun nga bañ a julli mun nga war mun nga bañ a war mun nga def lu baax mun nga bañ a def lu baax moo tax mantiqa boobu domaine foofu la lislaam dugg defal bul def puisque yàlla daf la jox libre arbitre ak choix. jox la kattan boo mun a defee ak nga bañ a def foofu la lislaam dugg moo tax lislaam duggul ci yeneen yi nga xamee ne daf da nga koy subir. te terme bi nga wax léegi taklif maanaam kon loolu ñu la togg. parce que am nga liberté def ko wala bañ ko def. te ci loolu lañ lay atte kon yow. ëllëg moom la ñuy atte lu ñu atte leen yi nga ñaari façon yi nga xamee ne yooyu mënoo ci. par exemple man le fait que ma judd nekk nit ku ñuul. sinon yow ma xiyaama duñ ma ne lu tax nga nekk ko. dogal la boo xam ne bii du sa domaine. mais nag su ma jëlee alalu jàmbur. voilà dinañ ma ne lu tax nga jël ko. oui parce que am nga xel te am nga choix. ah d'accord yow yaa ko choisir léegi mbas ci boppam. mbas waaw mbas fan nga koy delloo ci terminologie l'islam est-ce que am na ay xadis wala ay yoo xam ni turu mbas ma nga fa wala làkku arab la boo xam ne rek mën nañ ko tuddee mbas. non turu yonent bi daf ko tudd. dafa tudd mbas. tudd na waba tudd na taa'un. dañ ko laaj lan mooy mbas. waaw lan mooy mbas. mooy épidémie. léegi pandémie la mu ne mbas mbugal la bu yàlla di yónni ci nit ñi bu ñu demee ba bàyyi yoon. en fait li ma bëggoon wax mooy mbas mooy lan mooy feebar buy law wala lan. loolu la mbas mooy feebar boo xam ne dafay wàlle te dafa wàll bi dafa gaaw. waaw kay voilà te gisalaguñ ko garab. loolu mooy mbas. mbas dafay gaaw day wàlle. wàll bi dafa gaaw a dem. te garab. pexe ay garab amagu ci. loolu mooy mbas. day wàlle bu gaaw. loolu dafa mës a am ci adduna bi. ndax yàlla subhanahu wa taala li ma la wax sànq dafa am nu mu réglé adduna bi. noonu mu réglé adduna bi bu ko nit jalgatee. yàlla dafa def ci système adduna bi benn système d'autorégulation boo xam ne bi mooy réglé boppam moom. dama lire ci Paris Match en 82. 82 ci Paris Match maa ngi woon Paris. xaw ma Jean-François Kahn la yu demee noonu fàtte naa ko bindu article bi il écrit sur Paris Match. Jean-François Kahn waaw. xam nga feebar bu bon bi ñuy wax sida mi ngi doog a feeñ en 82. waaw j'étais à Paris. ma lire journal bi Paris Match muy wax ci sida xam nga lu mu wax nu mu conclure. mu ne l'homme a déclaré la guerre à la nature. puisque boobu ñu ngi wax ne mi ngi am ci ñaari borom tur yi foofu la gënoon bëri en Amérique. aux États-Unis te dëgg la aussi. mu ne la nature se venge. phrase boobu du ma ko fàtte mu 82 laa ko liroon. c'est-à-dire yàlla ni mu waxee nañu tërale ci àdduna bi l'homme dafa ñëw ne ko noonu lii neexatuma damay transgresser loi yi damay indi loi yoo xam ne yi sama yëg-yëg ak samay instinct ñoo ma koy dicté yàlla mu ne saa yi loolu amee mun naa wàcce buggal ci asamaan ngeen jeex mais sama système bi nga xamee ne mooy àdduna bi dafay autoréguler boppam. dafay indi loo xam ne li ñëpp dañuy delluwaat ci raison yi mooy Covid bi ma noonu laa ko jàngate même bu fekkee ne am na cause par ailleurs ni ma ko jàngate rek mooy yàlla subhanahu wa taala moo xool nit ñi nekkatuñu ci lim ñu digaloon mu indil ñu wabaa comme ni ko yonent bi firee pour ñu delluwaat nag nekkaat ay nit ñu nekk ñoo xam ne ñi dañuy doxale ni nature bi bëgg ñu doxale noonu mooy yàlla subhanahu wa taala. mais kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee lan mooy. mbas lu mu ci mu ne mbas. mbugal la bu yàlla denc da ko doon mbugal xeet yu njëkk yi daf ko denc. saa yu peuple demee ba wàcc yoon bi ko yàlla digal rek mu bàyyiwaat mu ñëwaat. mu ne azab la mooy mbugal. bu yàlla doon mbugale peuple yi leen fi jiitu. châtiment da koy denc nag. saa yu ngeen wàccee yoon bi mu leenu digal rek yàlla ñëw ñamalaat leen ko pour ngeen delluwaat à la raison. mën nga ñëwal teewlu nga ko xadis bi carrément ci arab. am na xadis bu gën a yaatu boobu. saa yu ngeen wàccee yoon boobu moom. ma daharat alfaxishatu fi qawmin. aywa xataa yuclinu biha. illa amahum allahu bi awjaain lam takun fi aslafihim alladina madaw. saa yu peuple yi wàccee yoon bi ma ko tëralal man yàlla.
def ay ñaawteef faaxisha dama bañ a tudd mooy bi nga xam di def ay faaxisha ci kaw suuf yàlla mën a ma xiirtal ci ñoom ay feebar yoo xam ne yi feebar ya amul woon ci maam yi leen jiitu woon texte bu authentique la bu wér la dinaa leen indi ay feebar yoo xam ne yi amul woon ci ñu njëkk ña mooy aw jaa aw jaa man dama foogoon ne aw jaa mooy xiif wala mooy feebar am na juu al juu mooy xiif mais aw jaa mooy wajaa mooy feebar pluriel bi mooy aw jaa d'accord donc mën nga wax ne yàlla subhanahu wa taala moom moo indi mbas mi pour nit ñi delluwaat à la raison delluwaat ci yoon wi nga xamee ne moom la yàlla bëgg même bu dul ci wàllu diine ci wàllu nite rek nit àgg na foo xam ne fii ci ñàkk baax ci mbon foo xam ne fii même ci nite rek nite mënu ko nangu. d'accord mais léegi nag oustaz comme par exemple ni mu ñëwee noonu ci xadis nga gis ne kon mën nañ ci am dégg que ni Covid 19 bi mbas bi dafa xew ci jamono mbugal la bu yàlla rocci niñ ko déggee ci xadis bi teg ko ci doomu aadama yi mu des nag léegi est-ce que mën nañu xam ne fan la ñu wàcc yoon ba mbugal bi ñëw parce que wàcc yoon bi ñuy wàcc yoon actuellement daanaka dafa lëmbale lépp tey doomu aadama daanaka ci lu nekk lay jalgati léegi koo xam ne dafa am esprit rationnel ma jël place am fii nii mën na la wax ni mais oustaz am na fi yeneen wàcc yoon lu tax léegi mbugal bi doog a ñëw léegi te tam lu tax mu feeñee Chine ba pare ñëw ci ne dëkk yëpp tey jullit ku dul jullit et cetera. xam nga yàlla buy indi mbiram du la wax fii laa koy jaarale du la wax nii la koy indee yàlla dafa am benn mantiq boo xam ne bi benn domaine boo xam ne bi domaine boppam la moo tax alxuraan ne wax la laa yusalu ammaa yafaal nit du toog fa di yàlla lu tax defee woo ko nii alxuraan loolu texte alxuraan la yàlla li muy def moom nu ko neex la ko koy defee waaye yow li ngay xam rek mooy principe bi mooy ne nit su wàccee yoon yàlla daf ko daan mos a indil ay mbugal moo xam Chine la koy jaarale moo xam Sénégal la koy jaarale moo xam ci jullit la koy jaarale wala ci wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum c'est une règle naturelle mbugal lu bon su amee ci kaw suuf yàlla daf ciy laawaale sax ku ci bokkul loolu yàlla mu ne loolu sama domaine la du seen mbir fu bon fu mu amee yàlla man su ma ñëwee damay laawaale même ku ci bokkul loolu mooy sama loi man damay laawaale ku ci bokkul bu ñu demee nag ba dekki ëllëg mun na am ki nga xamee ne bokk ci woon ma dekkal ko yóbbu ko aljanna mais ci àdduna fi ñëpp lay raafaale loolu loi la boo xam ne bii loi diine la donc mënu ma wax ne dañu tooñoon ay jullit moo tax mu ñëw mënu ma ci dogu mais li ma mën a dogu mooy li teg siy wax mooy ne yàlla su musaan mer lii lay yónnee day yónnee ay mbas day yónnee ay épidémie mu dem ba nekk pandémie yoo xam ne dafay jaaxal àdduna jaaxal nit ñi pour ñu delluwaat ci seen borom moo tax temps yëpp li may prêcher mooy nañu tub puisque aspect boobu nit ñi dañ ko fàtte aspect médical bi aspect yore la mais aspect ni wax nit ñi nañu tuub surtout croyants yi nañu tuub aspect boobu gisuma ñu ci accentuer bu baax te loolu moo ko mën a yëg il faut que ñu tuub dellu ci yàlla puisque dañuy tooñ yàlla mu mer donc foofu loolu la fay tontu tabarakallah danañ ci ñëwaat waaw parce que wàllu boobu c'est important démb rek maa ngi ci lire benn article benn algérien buy remettre en cause loolu quoi di wax ne non affaire ay naan mbugal la nañ ci def ndànk parce que mbugal yàlla daf ko doon wàccee ci jamono yu yonent yi di dund ñu woote ñu bañal leen mu wàcce ay ayaat yu leer ñu bañ mu mbugal leen mais léegi umma bi ni mu mel nii nga xam ne mooy umma bu mujj bi man nag thèse contraire bi laay défendre je suis moom dama ko contre parce que dama ne bu njëkk prophètes yi dañu fiy nekk prophètes yi dañu fiy nekk nga leen di gis su dara amee ci ñoom ngay dellu ñu explique la léegi prophète dootul ñëwati parce que moo xam ne mooy dernier prophète léegi yàlla nan lay wax nit ñi à travers des signes lu mu wax contraire bi moo am yàlla mënatul yónni dootul yónni beneen yonent mais nan lay waxee ak ñun dañuy wax ne li bëggatuma ak lii naqari na ma signes yooyu nga xamee ne dafa nekk ci alquran ak sunna signes yooyu nga xamee ne yàlla mer na mooy bés bu peuple wàccee yoon def lu bon dama koy yónni ay feebar dafa cité ay feebar yoo xam ne duñ ko mën a faj c'est cité dans le texte d'accord aw jaa waaw kon mbas am na yow ni nga ko déggee mooy que ni kon mbugal la ndax texte bi loolu la wax même bu ñu xamul détails yi même bu amee sabab bu ko yàlla jaarale d'accord moo xam dañ ko defar ak dañ ko doon kii laboratoire bi mu rëccëg même bu dee loolu la religieux bi li mu mën a jàpp rek mooy ne yàlla la soob mu rëccal ko pour punir ñu parce que yàlla du tooñ doomu aadama d'accord yàlla du tooñ kenn d'accord sans que ñu bañ a xam sax ci lan la ñuy punir et cetera ce qui veut dire que kon dañu war a seetaat suñ dund yëpp parce que mënuñu xam spécifiquement ne mbas bi tooñ bi moo tax yow sa bopp da nga wax ne léegi li ñu wàcc yoon dafa bëri c'est-à-dire doomu aadama l'être humain li mu wàcc yoon xoolal rek boo jëlee domaine yëpp la jalgati riba tasaaroo na riba tasaaroo wax lu dul dëgg njaaloo tuumaal nit njaaloo yàq dëkku nit pour jël alalam
benn rek doyoon na yàlla far àdduna sëy yaa ngi tas bu doon kon yàlla voilà, dafay far voilà, àdduna loolu. benn rek ci mbugal yooyu yàlla far na ci àdduna ci xeetu jëkk ya ci ñaawteef yooyu mais ñun ñëpp ñun xeetu Muhammad ñun ñu boole yooyu yëpp nag su ma nee xeetu Muhammad ñaar laa ci jublu ñi ko wuyu si ak ñi mu woo ñu bañ parce que ñëpp ummatu Muhammad la ñu dafa am ummatul ijaaba ak ummatul daawa même ñi ko gëmul ci xeetam la ñu bokk D'accord. ñu egg ci mbon foo xam ne fii amul peuple bu fa mus a àgg te yàlla faru ko xaw ma lóot benn la ñu doon def yàlla far suuf si seen kaw ñun yooyu yëpp dañ ko bokk di def léegi yonent dootul ñëw yàlla daf ñu yónnee ay signe ki baax nag mooy ki nga xam ne mën na lire signe yooyu d'accord mën na lire signe yooyu di ko comprendre tabarakallah Bour Sine dégg nga Oustaz Tandian li mu wax gis nga tam ni ma ko xawee la jël ci wàll boobu parce que dama fi toogal absolument solo àddina bi yëpp laa fi toogal xam-xam yëpp war a joxante daal di def dialogue sinon sama émission bi day soof parce que après dañu naan Imam Kanté moom ay xaritam la fay indi rek ñuy waxtaan moo tax dama koy gëstu ñëw après génnee li nga xam ni am na ñeneen ñoo xam ne bind nañu article ma toogal leen fi laaj Oustaz xalaatam laaj la yow tamit sa xalaat mais yow kon Oustaz li mu wax nii ci côté li mu indi moom ci interprétation religieuse u mbas bi yow tam dégg nga ay discours islamique entre guillemets ci àddina bi yëpp ñu ciy wax dégg nga ci tam ay discours scientifique yi ak philosophie Absolument. léegi yow lan ngay indi ci wàll boobu yow waa mën nañ ci ñëw ci exemple yu bari te daanaka li may wax du génn li mu doon wax parce que am na lu mu wax sànq lu am solo mooy nee na mbas dafa doon lu spécifique lu nit ñi déjà war a mën a xam léegi nag ci spécificité boobu ci lay ñëw parce que man dalal naa fi gan fii bi corona bi tam boobu duggagu fi mu ne ma boo déggee tur bi sax il a fait un jeu de mots te kilifa la mu ne ma virus du Coran la maanaam mbugal la bu ñëw ngir dal ci ñi noot jullit ñi mooy li ma doon wax sànq ne la ñu bari ñi ngi def discours. Bour Sine yow tam virus du corona lu Coran bokkul de. non dama ne la dama dajeel xam télé lay wax. dama indi gan. ci sama émission. moom moo wax loolu. moom mu ne. muy wax ba joxe exemple ne ma xoolal tey li xew Chine. tey gis nga am na fa coronavirus. ma ne ko ban rapport la am ak li ñuy waxtaan mu ne ma boo gisee mbugal la parce que dañ fay sonal ay jullit moo tax yàlla jël mbugal moomu. sànni ko ci seen biir ne ma boo xoolee sax ñoom dañ koo tuddee sax te xamuñ nañ ko tuddee. donc mu def li ñuy wax jeu de mots. tuddee ko virus du Coran. mais tey bu xoolee situation bi fi mu toll moom dans son fort intérieur. dina xam ni il s'est trompé te pourtant ku jàng la. li ma ciy jël exemple rek mooy nit ñi dañuy jaawat mais attention Bour lu tax nga ne il s'est trompé. waaw xam nga li tax tey bon approche bi ma ci mën a am lan moo xew jamono boobu ak léegi. waaw lan moo xew ba yow nga jàpp ne peut-être il s'est trompé. li tax mooy damaa gis mu mbas mi ñëw ba nguufaan jullit ñi tamit nguufaan bu metti ma jàpp rek ci sama xelu nit bu doon ay noonu lislaam ko taxoon a jóg xëy na suñu borom dana ko jéggil jullit ñi waaye damaa gis tawat bi. mais attention oustaz dafa am lu mu la wax oustaz dafa ne bu tooñ amee mbugal buy ñëw du fi bàyyi. dinaa ci ñëw xam nga tey Chine sori na par exemple bu ma jëlee exemple ci ñun jullitu Sénégal xam nga sori nañ Chine lool. bi mbas mi amee daanaka. lu dul Bour Sine àddina bi sori ameetul yow tamit. sori amatu fi yow tamit xam nga xoolal nit ñi ñëwalante facilement. d'accord naa loolu moo tax mbas bi gën a tasaaroo. waaw d'accord naa c'est la mobilité mondiale. moo tax léegi mbas gën a tasaaroo bu njëkk ba mbas mën na nekk ci benn réew ba jeex. absolument te sax doo ko yëg. absolument bu njëkk ba Sénégal nii. mbas bu amee Chine duñ ko yëg sax parce que amuñu information amuñu avion bu fay jógee. absolument maanaam mais nag léegi avion yi ni ñuy demante di ñëw. xam nga tey mbas mi bu xewoon Bamako. pour ni nga ciy tiitee ne dina egsi fii. du bokk ak tey mu nekk ba Chine sam xel da ciy dal. bi mu xewee absolument parce que tamit jafe-jafe jege nañu boo gisee terrorisme bi mi ngi fii Mali te lim ñuy jege-jege gisaguñ ko fi ñu ngi ñaan yàlla bu mu fi dugg donc foofu lay waxee rek xam nga dafa am loo xamante ne mën naa sori dalal sa xel comme mën naa jege tàbbisi ci yow mais tey ñu bari discours yooyu lañ jëloon bu njëkk ñu bari tamit dañuy gisee ne mbas religieusement mooy loo xamante ne day léegi nag comprendre naa li ngay wax c'est-à-dire que kon lim ñu sori woon. waaw moo tax ñu bëri jàpp ne seeni mbir la génn ci sa bopp léegi nag ba mu egsee ci ñun nag kon foog xalaatin bi dafa daal di soppeeku léegi discours doguma la foofu xam nga Bachelard Gaston Bachelard waaw dafa doon wax dafay fekk suñuy waxtaan bi que ni le microscope ce n'est pas seulement le prolongement de l'œil c'est aussi le prolongement de l'esprit absolument parce que gis loo xam ne gisoo ko woon day indi xalaatin bu bees boo xoolee la psychanalyse du feu bi mu bind da nga ciy fekk ay démonstration yu bari ci lu mel ne lii ngay bëgg a wax mais comme taxuñu fee toog dañu koy jéggi te leeral ne ñu bari dañuy njottu ne mbas mooy loo xamante ne dafa ñëw rey ñu bari bu doon loolu la kon batalo Joola mënatu sa koo tuddee mbas ndax ci benn guddi dafa rey lu toll ci 2 junni nit
te moo ne wooyowuñ ko mbas. boo jëlee tey en 2003 en France canicule bi tàngoor bi rey na 15000 fukki junni tubaab ak juróom 15000 personnes la canicule bi rey te pourtant tuddeewuñ woon ko épidémie tuddeewuñ ko loolu yëpp maanaam faw nit ñi di def la part entre mbas mi lan mooy mbas dëgg soo amul compréhension lan mooy mbas nag mën nga rater discours bi nga ciy def parce que boo ne mi ngi rey mbas la mën nay rey te du doon mbas. mbas tamit mën naa ñëw néew loolu lu mu rey te doon mbas gis nga lim fi faat bariwul waaye li mu téq ci problème kenn xamul lu mu toll donc mbugal mi ngi ñëw ci li Oustaz Tandian doon wax dafay am benn généralité buy composé nga door a mën a analyser ne lii mbas la maanaam day laal fépp nit ñi dañuy ne ci fitna économie taxaw dund taxaw doo gis lu ko faj te bu ñëwee it bu nuyoo càmmoñ day laal ndeyjoor te donte ndeyjoor jotewul dara ak càmmoñ. loolu am na mag mu ci joxe woon tegtal ne mbugalum yàlla ci mujj day mel ne ab tànk ay melentaan yu ñuul yéeg ci mu ne bu benn màttee booy gaañ di nga gaañ yu bari te doonte saafara benn bi màtt moo ko taxoon a jóg loolu day firndeel li mu wax donc déggin bi nga ci am rek mooy tey religieusement nit ñi àtte nañ mbas àtte boo xamante ne dem nañ ba ragal nañ ne est-ce que ñaan mënati na ko fi jëlee tey am na ñu bari ñoo xamante ne sax yaakaaratuñu ñaan. fi mu ne nii li ñuy gis rek mooy moytu li ñuy gis mooy kër docteur li ñuy gis mooy tëju am na ñoo xam ne ñeme nañ ko ñoom dañ naan mbas bu ma doon yóbbu it mu yóbbu ma ci diine moo ma gënal ma bañ a julli ji walla ma bañ a def dara. ba dee bu ma fi jógee ñu ne moom kat da doon daw diine. ngir mucc ba ñàkk ba kanam. am na ñoo xamante ne loolu dinañ ci ñëwaat. waaw am na ñoo xam ne foofu la ci affaire tëj jàkk yi ak bi jàkk ji voilà foofu la ñuy gisee maintenant mbas mi ñëw na xool nañ ko religieusement du l'islam rek moo ko àtte parce que ñun dañoo sekk réew mi ak yeneen religion ñoom it xool nañ am nañ nu ñu àttee mais boo xoolee le discours religieux du musulman ak le discours religieux ki nga xamante ne moo dul jullit daanaka dañoo am benn segment boo xam ne dañ faa daje mooy ñoom ñëpp ñoo bokkandoo ni ñu wax ne lii moom nangu nañ ne mbas la maanaam accord bi dafa am foofu déjà maintenant mode de conduite yi nag du benn jàngat bi du benn Imam Kanté dalay wax ne la ma la doon jàngal démb ak bërki démb waajoon na mbas mi mooy jàpp foo mu toll del jàpp loxoy di set kon l'islam waaj na mbas li ci manqué rek te ñu bari bàyyiwuñ ko xel mooy tey dafa néewoon nga dégg imam bu ne la bu ngeen di julli ci jàkka ji na ngeen xam ne au delà de takk masque ku nekk booy ñëw indil sa sijaada bopp ndax boo indee masque yi te yor feebar bi dëpp sa jee ñaq bi des ci moquette bi nga jóg jox ko keneen kooku bu fa sëggee mën naa jël mbas mi yóbbu donc settantal bi dëgg waaw mesure settantal bi moo ci xawoon a des ba foofu souvent moo indil wax bi nga wax sànq ba am ñu taxaw sax weddi ne mbas amul maanaam c'est complot la loolu nag yàgg naa am parce que boo xoolee même attaque Bataclan yi amoon France bari na ci yoo xamante ne ngay gis ñoo xam dañ lay ñëw indil la ay complotistes ne la ñoo ko joué bu nit ñi jaaxlee xamuñu ñu jàngate yëf yi rek ñu daal di dugal léegi nag cette théorie du complot pour tëj ko am na ñoo xam ne tamit ci ni ma la ko waxee même ci discours islamique entre guillemets fii loolu feeñ na fi mais loolu am na fi ñu tenir discours islamique entre guillemets wax ni li complot la contre musulmans yi waaw mais loolu soo xool sociologiquement sax ça peut s'expliquer tey bu fekkee man damay jëmee Touba te Tëngéej laa yem li romb Tëngéej xaw ma ko damay gëmloo ñëpp ne Tëngéej jëy Touba te du ma bëgg kenn ko xam ginnaaw Tëngéej parce que boo xamee ginnaaw Tëngéej di nga ma fa bàyyi donc loolu socialement ça peut s'expliquer am na ñoo xamante ne ci base bi ñuy toog perte de valeur beeg maanaam daraja yi ñuy wut day tax da leen di dugal ci benn waxin ak benn doxin ndax seen identité ak seen représentativité day nekk en jeu loolu nag su boobaa li ñuy wax carrément religion day daal di tuxu léegi da ngay gis day am beneen réalité léegi bu taxaw mooy cette réalité existentielle de l'humain nit ki li mu bëgg a doon. ak tamit sax day doguma la mais may ñëwaat ci Oustaz Tandian mais gis nga loolu nga wax noonu déjà waa Oustaz mën nga téye loolu après nga def ci commentaire doog a dem ci yeneen question li nga mujjee wax déjà da ngay gis ne effectivement lu mel ni tam su amee muy mbas muy leneen loo xam ni daal lu jaaxal doomu aadama yi la da ngay gis ñoo xam ni tamit maanaam dañuy tenir un discours opportuniste. Absolument. maanaam dañ ciy bëgg amaale visibilité. su ko defee luy neex nit ñi di leen tiital la ñuy wax mais duñ ko jéem a teg ci xam-xam parce que boobu seen bopp lañ jublu ñoom. Absolument. pour que nit ñi daal ne diw léegi. voilà diw léegi rawatina surtout sax nag dañuy wax yoo xam ni tegul ci xam-xam. mais bu loolu tombee nag. mooy loolu mooy opportunisme rek ñu ne gis ngeen li ma leen rek gars yi ne gis nga kon nag waa ji gis ngeen dañ ko war a bàyyi xel léegi bu dul mbas sax leneen lu fi amati su waxee
nit ñi topp ko loolu tam day am na gis nga tam mais li nga wax aussi dafa attirer sama attention ci bateau le Joola bi ak canicule bi foofu tamit gis nga oustaz am na sànq lu mu wax ci wàllu ndogal ak yooyu responsabilité doomu aadama na mu fay feeñee. Absolument parce que boo jëlee tey bateau le Joola bi ñu defee enquête yi da ngay gis ne loxo doomu aadama mi ngi ci biir. maanaam surcharge beeg nangam ak nangam ak tamit sax bi mu commencé ringi presque def nañ 5 heures de temps après doog a intervenir. Absolument kon parce que question de moyen am na ci. il paraît sax am na kenn ci ñu féete kaw. ci ñi ko waroon toppatoo. ñoo xam ni woo nañ ko lu yàgg. te wuyuwul. nangam ak nangam kon yooyu yëpp moo lay wan ni kon. mbiru doomu aadama am na fa. et xëy na. loolu dafa ñëw sanctionné suñu laxisme. boo xam ni waroon na attirer suñu attention mais je suis pas sûr que tiré nañ leçon bi. parce que après gis nañ li mujj xew fii ci réew mi ci wàllu laxisme ci surcharge. xoola tey accident. liy rey ay sénégalais ci tali kenn xamul nu mu toll ci loo xam ni. loxo doomu aadama la. koo xam ni nelawul xale boo xam ni amagul expérience. koo xam ni oto bi baaxul ñu bàyyi ko mu jàll. et cetera et cetera canicule bi nga jël aussi boo seetee ba seet mën na niru lu sori nii dafa tàng nit ñi faatu Europe mais loolu tam bi ñu ko jàngatee ba jàngatu bu baax. da ngay gis ne par exemple ñi faatu surtout ci canicule bi ñan la ay mag. mais mag ñoom ñan la surtout ay mag ñu wéetoon ci seen kër. kon société bu bàyyi ay magam ñoom kese ci ay néeg ba tàngaay bi ñëw. ba mag ma guddi mu tàng ba tàng ventilo am coupé. pour am crise day yomb. kon société boobu loolu dafa ñëw sanctionné leen wan leen seen société. wan leen seen ñàkk yërmande ci mag ñi nga xam ni. bu dee Afrique mag mi ci ñun lay nekk. bu tàngee sax li ñuy njëkk xalaat mooy demal xool sa maam. mbaa nelaw na. wutal ko ndox fële nag. sa maam ma nga ca xaw ma fan. absolument kon loolu tam dafa ñëwoon pour sanctionner. yu mel noonu. tabarkallah léegi oustaz dafa am loo bëggoon commenter fii. waaw li ma ko bëggoon kii rek mooy mbas dama ko bëggoon leeral mbas moom xam nga bateau le Joola ak canicule boobu muy wax en France ak yooyu moom ay jaa'ixa la. il faut que mbas moom wolof ni mu ko waxee noonu la. c'est très clair mbas il faut que mu nekk une maladie. voilà pathologie. pathologie la boo xam ne bi dañ koy wàllante te wàll bi dafa gaaw. loolu rek mooy définition bi en wolof. absolument pathologie la boo xam ne bi day wàllante bi dafa gaaw. day ñëw di décimer nit ñi moom la ñuy wax mbas. léegi beneen bi ma ko leeral mooy ci mbirum wax ne dañu tooñ jullit yi wala nangam xam nga lislaam moom nga njëkkee sa waxtaan. dañu bàyyi xel yi ñuy demee lu leen neex. lislaam dañu tënk xel yi ci ay règles. lu texte yi tudd yow jullit mun nga am droit ne lii la comme ni ma la wax nii. yàlla mën na bu ñu wàccee yoon mu indi mbas. waaw mais mun na wax dañuy tooñ benn jullit moo tax yàlla nee loolu parce que amoo texte. te c'est des choses eschatologiques. amuloo droit ko waxee ko c'est eschatologique te amoo tegtal yu leer. xayb la lii moo jur lii xayb la ku ko wax rek wax nga loo xamul loolu la ñuy wax wa an taqulu ala allahi ma la taalamun da ngeen wax ni di sànni loo xam ne lii wóoru leen maîtriser wu leen ko ay njort ngay am ni rek def nañu nangam gis nga nangam am donc ku responsable du waxee kon yàlla lii la def c'est grave loolu wax ta'alli ala allah da nga jiitu yàlla ci mbaram est-ce que yàlla xam nga ndax loolu moo tax mu def ko donc jullit dafay am modestie dafay yaru face à des choses eschatologiques yoo xam ne yi maîtriser wu ko ci xayb la bokk daf ciy mandu moo gën voilà kon loolu je crois que c'est important parce que sinon même bu dul mbas bi sax da ngay dégg discours islamique entre guillemets yu mel noonu dara xew fenn États-Unis wala dara rek gis nga leen yàlla def gis nga nangam te fekk beneen affaire bi am aussi mooy que danger bi ma gis man ci genre discours islamique boobu quelque part mooy que ni maanaam da ngay xaw a mel ne kuy déresponsabiliser jullit yi jullit yi tam ñu ngi def ay njaaxum xoolal suñu réew mi di tooñ di def yu rëy ba pare nag léegi lu xew ñu ne yëfari la yàlla di mbugal ak naafeq yi ak nangam alors que jullit yi seen bopp tamit loolu day tax du ñu def seen autocritique mais yaa ngi dem ci dëkk yu xam ne ay dirigeants jullit ñi ngi rey seen i population jullit ci façon boo xam ne bi atroce bu ñaaw boo xam ni am na ay pays européens yoo xam ne ni ñu warmaalee doomu aadama doo fekk loolu ci ay réew jullit xam nga kon day yomb léegi da nga ne nag yàlla mi ngi mbugal ñu leen mais man jullit la ca na nga nekkee jullit yàlla mbugalu ma mais yàlla mi ngi mbugal ñii mi ngi mbugal ñëlee xam nga loolu tamit quelque part voilà kon cause à effet bi je crois que mooy li nga wax leen on doit faire attention mooy que ni phénomène bi ñu jox ko benn sens religieux mooy que ni effectivement lu fi am ci ndogalu yàlla la et que mbas bu ñëwee pour mbugal nit ñi pour ñu dellu ginnaaw mais nag yam foofu maanaam bañ a dugg ci ay détails yoo xam ni mën na indi problème ci discours islamique mais moom wax na ko sànq nee na suñu borom rek subhanahu wa taala mooy yelloo ñaawal ak rafetal boo gisee prêcheurs yu bari dañ lay wax ne lii dañ ko war a waxee nii ko yàlla waxee
léeg-léeg sax dañuy dem ba ñoom sax da ngay mel ne da ngay gis ne ñoom dañuy rafetal wala léeg-léeg nga gis ne ñoom it day mel ne dañuy ñaawal wala ñu ne la yàlla sax ba mu koy def dafa ñaawal mais boo ñëwee tey ci ku mel ne Sëñ Tuubaa day wax ne loolu ki ko yelloo mooy balit mooy ki nga xamante ne dafa tëg xamul dara kooku moo yell sax nga waxee ni ko suñu borom strictement indee waaye bu dee borom xel la rek boo ko junjee wala nga wax ko na mu gën a rafetee moo koy jëriñ ka nga waxee ko ni ko suñu borom indee waaw tabarakallah Oustaz Cheikh Tandian léegi kon discours islamique boobu sur ci affaire Covid bi nga gis ne kon fii ci Sénégal am na ñoo xam ne sax weddi nañ ko man sànq dama doon waxtaan ak kenn loolu laa ko wax sax ma ne ko ku weddi mbas soit da nga xamul mbas lan la amoo information nga gaawantu wax loo xamul loolu sax jafe-jafe la mais am na problème ma ne pour man nag bi ci gën a garaaw mooy nga weddi loo xam ne l'islam reconnaître na ne am na mooy mbas ba jox ko tur ba mu am ci hadis kon dugguleet mbas am kon am na yenn discours islamique yoo xam ne dañuy jéem a wane sax ni mbas amul maanaam ay wax la rek dañuy tànqal nit ñi nañ bàyyi nit ñi ñu dox seen i soxla naam kon loolu foog naa am na problème parce que lu ñu xam la d'ailleurs ci loolu laay ñëw ci histoire l'islam histoire jullit yi yow lan nga ñu mën a indil ci mbas yu amoon ak jàngat yañ ca mën a jëlee ak taxawaay ba ci jullit yi amoon pour que nit ñi xam ndax mbas réalité historique la mës a doon wala est-ce que guléet la gis nga mbas wax naa la sànq dama continué wul dafa yàgg am ci àdduna dafa yàgg am ci àdduna yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul woon comme mbas ci jamonoom comme mbas mu mel ni nga xamee ne dafa mel ni coronavirus bi waaw nekk pandémie quoi mais am na ay mbas yu daan am soit di jàpp jur yi rawatina giléem yi voilà waaw am na mbas bu leen doon jàpp day wàll giléem yëpp waaw bu mu saan am yonent bi xam nga lu mu leen wax bu kenn yóbbu sa giléem bu feebar ci gétt goo xam ne gi amul benn giléem bu fa feebaragul laa yuridu mumrid ala musih bu kenn yóbbu giléemam bu feebar ci gétt boo xam ne bi giléem ya fa nekk dara jotaguñu leen parce que dañuy wàllante seen biir donc mbas amoon na ay mbas yu mel ni feebaru yu yàq cër am na kenn ku mu sa ñëw di jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko kooku bokk na ci ñu am feebaru déjà porte ça mu leen bu mu agsi mu ne bu mu agsi dafa bokk na ci benn délégation bu ñuy wax Thaqif waaw benn délégation bu ñëwoon di jaayante ak moom waaw mu ne bon ban feebar la am ñu wax ko feebar bi dafay wàlle mu ne noonu wax leen ko jaayante naa ak moom mun na ñibbi moom d'accord loolu amoon na bi mu fi jógee ci temps Omar ibn Khattab dafa def distance de sécurité ak moom bien sûr distanciation kon distance sécurité kon du lu bees non déedéet yoon bi kon dafa jàngale warul jommal jullit yi warul moo tax booy wax ne nañu julli ji wala nañu dem yàlla rek mooy wàcc ki la gën ki la gën dawoon na ko amoon feebar boobu waaw loolu de non il faut nit ñi dañuy xel bu amul woon ci nit yàlla du ñu togg diine soo jàng usul lañuy wax al aqlu manaatu taklif xel bi la yàlla jox ngay xalaat moo tax mu teg la diine mais tegu ko rab yi jur yi du ñu julli du ñu war amuñu diine donc su fekkee ne sa xel jëriñatul dara loolu c'est très grave yonente bi alayhi salaam moo gën ki ñu gën kooku dafa ñëw ñu ne ko ñëw na te léegi yi may wax ni ay xadis yu authentique la kenn mënu ko weddi mu ne bu mu agsi na toog fi mu toog nangu naa jaayantam na ñëppi Omar ibnul Xattaab bi mu nekkee xalif gouverneur mais Cham gii rek mooy élevage Cham mooy Syrie côté Syrie moom la ñuy wax élevage ci seen làkk waaw tubaab yi waaw Cham amoon na mbas bu fa amoon mbas boo xam ne bi dafa ñëw rey ñu bëri même ci saxaaba yi Abu Ubayda ci la faatu Muaaz ibnu Jabal ci la faatu doomam ci la faatu kenn xamul ñaata saxaaba ñoo ci faatu ndeysaan des compagnons du prophète ndeysaan alors mu quitté Médine mais ci discours islamique bu Sénégal léeg-léeg nga dégg koo xam ne moom kilifaam daf koo yéem ba mu jàpp ne mënut a faatu ci mbas bi wala bu ci faatoo mu jaaxle daanaka bëgg a démissionner ci l'islam sax kon ndekki erreur la ndeysaan te parce que yaa ne saxaaba yi ay saxaaba yu ñu faatu bëri ci ak seen njaboot ci mbas ak seen njaboot et puis kenn bëggul faatu si mbat ñun bu ñu soxla kenn du dal kenn mais shahada la yow yonent moo la ko attestel ku ci faatu shahid nga donc am na yoo xam ne yi xalaat yoo xam ne doo xam nan lañ koy xalaate ak ñi koy wax fan lañ ko tibbee ñàkk xam l'islam bi mu ñëwee Cham mu bëgg a dugg Cham fekk benn saxaabi bu mag mi ngi fi ñu koy wax Abdurahman ibn Awf moo ñëw ne ko bul dugg mu ne ko lu tax mu ne ko déggoon na yonent bi ne dëkk bu am mbas bu fa kenn dugg parce que bu ngeen fa duggee da ngeen di wàll seen bopp ku fa nekk tamit ci benn dëkk bas fekk la fa bul fa génnaat puisque boo fa génnaatee il peut mun na nekk ne yow yaa ngi porté virus bi absolument mais période d'incubation bi jotagul nga dem beneen dëkk yóbbu ko foofu waaw kon prévention ak distance de sécurité loolu yëpp distance de sécurité rek en fait bañ nit ñi jegante rek kon interdiction rassemblement yëpp en fait pour vous dire warul am jafe-jafe ci l'islam pour vous dire
Abu Ubayda bi mu gaañoo ci mbas moo ko rey. ñu remplacé ko Amr ibn al-As moo ñëw remplacé ko en tant que gouverneur. Cham xam nga lu mu wax dafa ñëw ne mbas. mbugal la bu yàlla di wàcc. mais mbugal la boo xam ne bi dafa mel ni safara. bu nit ñi dajaloo ci benn emplacement. safara bi day gën a boy comme ay matt. bu ñuy tàqalikoo matt bi day tàqalikoo dootul am doole ñu fay. xam nga nu ñuy def nañu distancié wu ku nekk ñu dem ci àll bi ñuy dem ci montagne yi ñu toog fa période bu yàgg ñu dellu si waat. loolu la ñuy def est-ce que xam nga mbas Cham boobu moo tax mu fay. ah kon kay interdiction de Mbas rassemblement Cham kay islam xam na ko. c'est à l'an 18. à l'an 18 ci hégire bi loolu moo fay mbas moomu à Cham. ñun nag li indi suñu problème oustaz léeg-léeg dooguma la mooy comme émission bi tamit di xaw a jege fin mooy que ni yu mel nii am na cosaan ci l'islam mais xëy na ñàkk ko waxtaane nit ñi wala mu ñàkk a leer loolu moo tax ñenn ñuy tenir discours islamique entre guillemets jàpp ne boo nee rassemblement nañ ko tere boo nee distance sociale ñu ne yëfu tubaab la indi problème bu rëy ndekete yooyu yëfu l'islam la. li ma ci gën a jaaxal nag mooy nañu dem ci jàkka yi julli ci ñaan. loolu moom waaw loolu tamit loolu moom mënul dugg sama bopp. parce que yow bu fekkee ne alxuraan ngay jàng wala xadis wala texte religieux yi mais yow da ngay gis texte religieux yëpp dañu d'accord ci na nit ñi sorante. alxaafis ibnu xajar. kan moo ko gën a xam xadis. yi xaafis ibnu xajar. xaafis ibnu xajar. bi mbas mi amee Égypte. gaa yi groupe ne nañu dem ci jàkka yi ñaani ñu dem ci bayaal yi def ay tànt ñaan kon loolu yàgg na am voilà yàgg na am ay julli dinaa nañ dem dajaloo pour ñaan mu ne leen bu ngeen dajaloo da ngeen koy wallante seen biir bu ngeen demee rek parce que c'est une loi biologique mooy li ñu wax sànq ñu dem ne dañuy yendoo julli di ñaan ay dizaines ñoo doon dee une semaine après ce sont des milliers de personnes ñoo doon dee après mu leen waxoon naa leen ko te moom moo doon imam bi gën a mag bi Égypte ndeysaan al-Hafiz ibn Hajar nga xam ne kenn deful ci xadis mu def ndeysaan donc yéen yi ça relève de l'ignorance. waaw koy loolu la. mënoo ko tuddee neneen. loolu texte yi nga ignoré. voilà du discours islamique mais. islamique discours de peur et d'ignorance sa yëg ngay wax. waaw waaye nañu dem ci jàkk yi ñaani dajaloo ndax dajaloo mooy barke mais yow ku la wax ne jàkk la ñu ñaane. d'emblée sax ci texte islam yow ku la wax jàkk la ñu ñaane. wala est-ce que ci non jàkka rek lañu war a ñaane texte bi wax ne ci jàkk la ñu ñaane. waaw wala est-ce que ci jàkka rek lañu war a ñaane. non jàkk la ñu ñaane sax loolu fu mu nekk. nañ may di texte yi. xanaa ñaani ànd ak julli beeg yooyu rek jeex na mais yow ñaan kay li ci gën sax mooy nga wét sa nekk wétal yàlla loolu li sam dañ la ñaan li ci gën sax mooy que tu sois seul yow ak sa buur nga sincère ci ngay wax nga ñaan ko yàlla mu tuub yàlla baal la mais ñaanu mbooloo ci ay jàkk yooyu sax yan texte ñooñu ko gis nga doy na waar de soyons sérieux non seulement kon nekkul farata nekkul sunna kii ba pare rawatina feebar am na nga ne léegi laa koy defi kon nag am nañ problème loolu ay yëg-yëg la kon voilà ay yëg-yëg la rek lii laa yëg kon am nañ problème man ci nii laa centré sama l'islam voilà kon am nañ responsabilité bu rëy ci ñiy tenir discours islamique ak tamit yar nit ñi ak tamit xam prévention ak yooyu yëpp ni ko islam jàngale. plus grave encore ñun ñu fatwa woon ñu toog seen kër effectivement dem jàkk ak yooyu yëpp l'islam daf ci d'accord ñu toog suñu kër. ñu tax ñun ñooy faral ñii ñun ñooy wax ñi. waaye man mi jël naa ci lu am solo sama wàll yee man kay nañ pro Macky Sall la day wut poste ba léegi sax su ma bindee ci Facebook. loo xam ni ça n'a rien à voir ak kii nga gis am kenn ku ne waa affaire jàkka yi nag wax ci. yéen ko tëj lu woon damay muñ rek pour bañ a tontu. ba mooy wane nit ñi foofu lañ toll mais xëy na tam fa la nit ñi toll daal. léegi li ñu desee bëriwul mais léegi yow buur léegi gis nga oustaz li mu jot a leeral am na sax yeneen tomb yoo xam ne daf fee xajul mais yow kon noo ko jàngatee kon léegi discours islamique entre guillemets boobu am na ay problème par rapport ak feebar bi te tamit quelque part day ñemeloo nit ñi loo xam ni dañ leen waroon dimbali ci ñu daw ko. waaw parce que pour yow lan moo indi problème. nit ñi dañ ci am ay idées préconçues. maanaam nit ñi dañoo nattal seen bopp ba noppi liñ bëgg ñu wax leen. dëgg la boo leen ko waxee ñu ànd ak yow boo leen ko waxul xooluñu ndax la nga wax dëgg la mu dëgg noppee nañu ànd ak yow mooy maanaam dafa am loo xam ne ñoom dañ koo wàcc ci seen xel ba noppi jëmee ko ci yow. boo gisee Sartre da ko daan wax naan l'existentialisme est un humanisme muy wax ne soo amee problème jëm ca labbe ba. xam nga ne déjà Bible la lay wax. kon yaa tontu sa bopp. moom ci dégginam boo amee problème jëm ca jàkka ja ca imam ba xam nga ne aaya la lay wax wala mu wax la hadis soo amee problème dem ca avocat ba xam nga ne droit la lay wax. donc mu ne moom existentialisme humanisme la. maanaam moom ci dégginam. li tax ma joxe exemple boobu mooy bu fekkee yow nit ki da nga am déjà idée préconçue ci ne Oustaz Tandian bii de su ma ko dégloo li muy wax ce n'est pas favorable man ci li ma bëgg parce que man li ma bëgg mooy dama bëgg kuy wax discours boo xamante ne moom daal na dem à l'encontre du gouvernement. wala daal na dem à l'encontre du gouverneur wala na dem à l'encontre du maire. wala na dem à l'encontre de mon père de ma mère ou au sein de ma famille. déjà yow kon da ngaa waajal sa bopp benn déggin booy xaar
fi ñu ko dégg rek fa ngay bàyyi nopp fi ñu ko déggule doo te loolu nag dafa yàgg cosaan la ci Sénégal ñun ni ñu baaxoo mooy lii laa am sama pénc lii la sama gox lii la lii mooy sama cosaan. damay ñàkk sama waaw nga xam ne l'islam bi muy dugg Sénégal dafa obligé sénégaliser wu pour installer wu parce que bu ko defutoon du installer wu maanaam l'islam c'est sénégalisé l'islam dafa ñëw ànd ak ñun ci suñuy culture ak ci suñuy coutume nga xamante ne bu njëkk tey ni ngay royee tey di étudiant bi demee jàngi arab ñëw na muy gisee du bokk ak li nga xamante ne moom la hérité fii nga xamante ne léeg-léeg sax day bàyyi cosaanam moom jàpp ne dem ci cosaanu arab ba roy arab bi moo koy gën a def jullit que sax roy maamam yi wala li fi maam ñi bàyyi te islam lañ wax waxuñu roy te waxuñu nit waxuñu nii roy suñuy maam nii roy maamu keneen islam ala kulli yàlla léegi nag complexe boobu nag li fekk dañul mooy indi loolu kii wax kan la léeg-léeg nga gis oustaz buy wax suñu borom dimbali ko lool nga dégg beneen jeune bu feeñ ci benn réseaux sociaux di laaj ndax am na bac arabe parce que moom pour moom critère bi mooy comme amul bac arabe waru koo mën a wax dëgg te même ki nga xamante ne sax waxuma la sax dub imam waaye day nafar rek dina dégg léeg-léeg imam wax dara ci diine mu peg ko moom it di ko jàngal njabootam te teg ko fu wér ndax yow da ngay doon nekk thèse bi nga xamante ne ci yow lay basé wu nga nekk fuqaawu bu wér mu wéeru ci yow daal ne lii kat ci lay dox lii kat ci lay sàmb lii kat ci lay def sangam ak sangam ak sangam léegi nag société sénégalaise moom sociologiquement noonu la tëddee imam loolu kenn du ko dindi parce que dafay yàgg soo xoolee sax ñi nga xamante ne tey ñoo daan bind charte yu njëkk yi dañ daan wax boo xoolee ci comme charte bi moo doon waxtaan du Mandé dañuy wax ne aw kàcc bu am ñiin fukki at te deewul nañ ko def dëgg ñoom àggoon nañ foofu ndax booba société bi ñoom pour ñoom noonu lañ ko mënoon sauver pour génn ci cette aliénation culturelle maanaam gëm ne tubaab bi bu waxee rek mooy dëgg arabe bi bu waxee rek mooy dëgg cette aliénation culturelle dem na ba léegi indi ay problème ci au sein de notre société kii wax kan la fan mooy cosaanam léeg-léeg sax fan la bokk wala moom mi wax nu mu sant jan daara la jàngee tabaarkalla nga dinañ ci ñëwaat xam naa parce que tey dama bëggoon je pense que Massamba dina mën a dugal quand même élément bi parce que je crois que ay 3 minutes la élément bi ñu déglu quelques sénégalais ci xalaatu pénc mi ñu wax tuuti pour ñoom lan moo indi jafe-jafe discours islamique ak dégg-déggu nit ñi xalaatu pénc mi dérapage kii am na benn instant problème éducation parce que surtout si jeunes yi même si mag yi sax am na benn comme ça problème éducation ba nga xam ne comme ça suñuy wax duñu xool nu ñuy waxee et aussi ñii waxal tamit duñu am benn état d'esprit comprendre ba xam nit fa la ñu waxee du coup dina indi benn mésentente si biir nit yi parce que des fois nga gis comme ça nit wax la fekk moom gauche la bëggoon jëm yow mais dérapé na suñu bëggoon waxee mais aussi yow tamit amoo état d'esprit nga comprendre moom lu muy wax yow nga foog ni droit la jëm du coup dafay indi benn mésentente suñu diggante te ñun de comme ça l'être humain c'est un homme qui doit vivre en communauté suñu demee ba ñun mésentente mënul am si ñun rek dañu am problème cohabitation te problème cohabitation su amee rek ku nekk day dem sa bopp te ñun loolu mënuñu arranger. xam nga wax bal la te wax boo xasee ba génn rek mënoo koo defaraat waaw moo tax nit ki toujours booy wax da ngay xalaat bu baax li ngay wax parce que soo waxee wax ji day dem xamoo fu muy dem. bon moo tax am na ñoo xamante ne nag mënuñu wax xamuñu wax am na ñoo xamante ne manque d'éducation la waaw loolu la rek du leneen. loolu base bi mën naa ne éducation bi la quoi parce que tamit xam nga lépp mi ngi dépendre xam nga ci degré d'intellectualisme bi daal maanaam jeunes yi maanaam léegi dañoo gëstootul gëstu bu war quoi par exemple boo jëlee maanaam benn jeune boo xamante ne jàng na am ay diplôme am xam nga. bëri na fi nag ay cas yoo xam cas particulier la quoi mais ku jàng dëgg moom boo ko joxee micro moom wax na yaakaar naa ni warul mën a def ay dérapage daal. su fekkee nit ñi dematuñ bay toog di waxtaan parce que à chaque instant yaa ngi xalaat ni kii mën na ma dépasser yooyu noonu mag yi duñ toog ak xale yi parce que dañu naan xale yi dañoo réew mag ñi aussi xale yi tamit duñ toog ak mag ñi parce que dañ naan mag ñi su ma waxee dara dañuy foog ni leneen laa si bëgg a wax. du coup comme bu njëkk lu doon am nit ñi di toog si arbre à palabre di waxtaan di échanger te loolu mën na manqué te su manqué jeunesse bi dina si gaañu comme mag ñi dina si gaañu parce que jeunesse bi ñoom duñu am ku leen gindi mag ñi aussi ñoom duñu am ku ñu waxtaanal pour ñoom liñ jot a dund seen expérience ñu am ñu ko mën a kii daal ñu mën ko léegi.
waaw saafara bi moom mën naa ne moom xam nga rek comme ni ma ko waxee rek lépp ci base bi la quoi éducation bi lépp ci base bi la maanaam parents yi xam nga gën a ñaaxaat tamit jeunes yi ba pare tamit xam nga ñu gën a taxawu jeunes yi quoi surtout loolu. D'abord il faut que ñu jauger suñu bopp yokk suñu dose d'optimisme parce que nit ku nekk d'abord yow yaay sa propre éducateur yow yaay am na lu ñuy wax naan mindset c'est-à-dire comme ça état d'esprit la nit ku nekk yaa koy jéem a yokk sa bopp di jéem a positiver su la nit waxee dara nga ne peut-être ton bi mu ko waxee moo baaxul mais am na si neneen la ko bëggoon waxee. xalaatu penc mi. alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ngi ci suñu jeexital émission su ko defee ñun ñoo déggandoo xalaatu penc mi reportage boobu techniciens yi ko def fii ci iRadio iTélé liñ ci jublu woon mooy déglu sénégalais yi nan lañ gis discours religieux bi ak pour ñoom lan moo ci jaxasoo ak nu ñu ko mën a jubbante léegi nag comme ñu ngi ci fin wu émission càmbar ci diine tey c'était le discours islamique sur la Covid-19 tey ci suba tam def nañ benn bilan boo xam ne tënkal naa leen ko ci suba ci émission bi wax ne feebar bi non seulement delluwul ginnaaw waaye sax day law léegi nag ma bëggoon jox ku nekk ci yéen ñaar une minute ñu conclure ma jox Oustaz Tandian léegi yow ban message ngay jox le peuple sénégalais fi ñu toll nga xam ni feebar baa ngi law te it foog nit ñi génn liggéeyi pour mën a am lu ñu jox seen njaboot. jërëjëf imam foofu daal li ma fay wax lu simple la mooy mbas mi comme ni ñu ko waxee ci début bi mbir la mu fi yàlla indi am na ay sabab mais mbir la mu fi yàlla indi. mi ngi fi nag demagul waaye yàlla nag daf ñu wax fu ñu war a jaar bàyyiwuñu rek. comme que mbas maa ngi fi demagul. li ñuy wax ne nañ ko moytu yàllaa ko digle yonent bi ko digle. li ñuy wax ne nañ ko def. muy mesure barrière yi. mesure barrière yi. yàllaa ko digle yonent bi moo ko digle. distanciation yi yonent bi ko njëkk a def. kon loolu yëpp nañ ko respecté. xam ne mbas maa ngi fi demagul. tey sabablu nag sabablu bi loolu ci la bokk. waaye bu ñu jógee ci loolu. li ma waxoon. ñu tàllal suñu loxo yàlla. ñaan ko ne ko yàlla nañu dellool mbas mi. dafa am ñaar yu delloo dogal. lu yàlla décidé ba pare. dafa am ñaar yu koy delloo. ñaar texte la du ñett. yonent bi dafa ne dara du delloo ndogal. lu dul ñaan. yàlla dogaloon lii nga ñaan mu bàyyi ko. laa yaruddu alqadaa illa adduaa. wala yazidu fi l umri illa al bir. yàlla décidé woon ne da ngay dund 100 ans. nga dem defal sa mbokk lu baax wala yàlla dawal la 20 ans. ñaar yi mooy changer décision yàlla. est-ce que. alqadaa def lu baax. ak ñaan kon ñaan lu am solo la. kon nañu respecter mesures barrières yi. respecter mesures barrières yi. dellu ci suñu liggéey te ñaan. tey tàll loxo yàlla di ñaan ko. d'accord est-ce que tuub tam daf ciy dugg wala. tuub mooy ñaan bi tuub da ngay tuub parce que booy ñaan li ngay njëkkee mooy tuub yàlla. ne ko jéggal ma. li ñu nekk yëpp te jaaduwul ku nekk xam nga ni nga nekkee. li may wax toujours nga tuub ci yàlla damay ne ku nekk na jàpp ne moom moo def li tax yàlla wàcce li ci monde bi yëpp. aywa est-ce que. ku nekk bu jàppee ne man may cause bi. bul jàppal ne chinois bi mooy cause wala américain mais jàppal ne. man laa maa def benn mbir moo xam ne bi man wóor na ma ci la ma yàlla mere loolu ngay jàpp sax. allahu akbar. boo wéetale noonu yàlla rek keneen def ko bu yooyu yëpp daje rek. allah yàlla mën na yëkkati mbas mi. loolu daal la amul lu may jeexale. jazakumullah xayran Boursine. waaw nooy conclure. waaw li may tëjee rek dafa mel ne ñi jàll léegi dañoo dégg ni ma doon waxee sànq. mooy maanaam discours bi dafa am façon bu ñu koy defee. donc boo waree wax droite dem gauche ki ngay waxal day am problème du xam kan lay taataan. est-ce que déglu woo loolu ba pare doog a ñëw. déedéet dégluwuma ko déedéet jotuma ko déglu après ma laaj ma Samba est-ce que tegu ko nga suivre ko doog a ñëw voilà. yaa ngi dégg donc loolu day firndeel rek ne sénégalais yi bu ñu amee benn point rek bu ñu amee fu ñu converger rek danañ mën a dégg dëgg te dana leen gën a mën a dimbali. su wax yi baree mën nañ jaxasoo. boo jullee bu la jumaa fekkee point E imaam ne la nii la jumaa fekkaat la ville. beneen imaam wax la sàngam la. mën ngaa am souci ci ñoom ñaar kan moo ci wax lu gën a wér ak kan moo ci wax lu xaw a suufee. donc loolu la ñuy ñaan suñu borom mooy baat bi nekk benn ndax l'islam benn téere la. te même ci science sax les livres révélés sont conçus comme des livres scientifiques. donc dafa bari loo xamante ne l'islam rek moo ko mën a saafara. waaw loolu nag mooy base bi. tey docteurs yi li nga xamante ne suñu borom teg na ko seen loos. dafa ñoo remplacer tey le religieux ci benn instant noonu lay demee. parce que ni ma ko déggee
mooy diine day am waxtu woo xam ne kii lay jox doole am waxtu woo xamante ne kee lay jox doole am waxtu woo xam ne tey kee lay jox doole waaw kon nag nañ jàpp rek ne ab taw bu taw la fépp tooy ku ne na nga yor sa siwo rek te bul xool ne sama kër la ak sama kër morom la nga daal di tibb daal di sànni te it ñuy ñaan yàlla comme ni nga ko waxee ñaan rek tey tuub aussi tabarakallah te li nga mujjee wax noonu am na solo mooy docteurs yi ñu nangul leen seen xam-xam ci wàll boobu te alquran wax na ko fasalu ahla zikr in kuntum laa ta'lamuun ñi jàng ay ati at affaire virologie nga bëgg a xëccoog ñoom di xuloog ñoom day xaw a métti day mel ne ñoom tam bu ñëwoon di xëccoog oustaz Tandian ci hadis xam nga ñëpp dañ naan toog leen seen place kon nag am na solo bu ko defee ñun tam message bi ñuy lancé mooy bilan bi nga xam ni jot nañ ko ce matin de 4 mois li muy wane ni feebar bi mi ngi law kon nag léegi nañ gën a góorgóorlu te tam foog ñu dem démarrer les activités économiques àddina bi yëpp ñu ngi koy def kon décision boobu wax dëgg yàlla kenn mënul wax ne décision boobu président jël erreur la foog nit ñi kon génn dem liggéeyi respecter les mesures barrières noonu la ko islam waxee am na maa ngi fàttali ko am na benn poste boo xam ne maa ngi ko tuddee woon les hadith barrières indi xadis yi ñëw ci yëpp pour wane ni kon nañ ko respecté te tamit nag nañu bàyyi décourager nit ñi ak saboté am na ñoo xam ne corona caaxaan feebar bi du dëgg nit ñaa ngi ciy faatu ñu leen di faj plus de 2000 Sénégalais ñu ngi leen di faj fi mu nekk nii am na ñoo xam ni faatu nañ ci am na ñoo xam ni nga taxaw di saboté loolu di wax ne ay caaxaan la wala ay complot la loolu tam day décourager nit ñi kon nañu encourager nit ñi ci ñu respecter mesures barrières yi dellu ci liggéey te ñaan yàlla mu sàmmal ñu réew mi sàmm àddina bi yëpp ba lépp loo xam ne jafe-jafe la ci wàll bu mën a doon ci réew mi yàlla def nañu ci tawfiq maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax Oustaz Cheikh Tandian di sant bu baax di gërëm bu baax Bour Sine di leen jox dig daje incha allah jeudi prochain ci beneen émission càmbar ci diine wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar ci diine sur ITV.